mbokk yi ba jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci àdd bi ak télévision Futur Média yéen laa doon xaar j'espère que noppi ngeen pour ñu tàmbali quartier général ni ñu koy defee guddi gu jot en direct ci télévision Futur Média et en simultané ci King FM 99.4 première radio digitale du Sénégal alors ñu dellu soit ak yéen ni ñu koy defee guddi gu jot tey comme démb ak bërki démb dinañ leen proposer jotaay bu exceptionnel daanaka guddi gu jot lu inédit ngeen di dund fanaan ak ñun ba xëdd loolu ñu ngi leen ciy gërëm c'est vrai que ñu ngi jot seen ay yóbbante seen i ñaan seen i nuyoo daañu jéem ci saison bi jox leen li nga xam ni soxla ngeen ko c'est vrai que habitude la ci télévision Futur Média jox leen li ngeen bëgg ci télévision mais dinañu jéem itam yokk mbir yi bu ko defee ngeen gën di mën a bég ci sunu ay programme rawatina quartier général comme ni ñu koy defee guddi gu jot ci télévision Futur Média dañuy tàmbali ibbi téléphone bi parce que xam naa ni suukaru koor yi fi mu ne soxal na leen lool li ñuy jot ci ay woote ku ne di wax maa ngi woote jotuma bëgg naa ngeen jox ma billet Makka bëgg naa ngeen jox ma ci piis yi bëgg naa ngeen jox ma 50 000 lépp a ngi fi yéen a ko moom mënuñoo matal Sénégal yëpp nag waaye daañu jéem rek maximum bi maanaam yéen ñi nga xamante ni yéen ay woote ñu teral leen ba seen i bamba maase enveloppe yaa ngi tege yor naa fi regardez billet Makka baa ngi bii moo njëkk a ñëw yéen lañ koy jox yéen a ko moom yor naa fi itam ay enveloppe yoo xamante ni bii benn la parmi enveloppe yi ñu yore bu ci nekk def na fukki junni mën naa koo ful nag mu yaatu doon ay ñaar fukk ak ñeent fukk lépp rek ci seen i wërsëg la donc ñu ngi leen di xaar ci numéro téléphone yi nga xam ne ni dès à présent dañu koy affiché ci suufu écran bi muy 88 628 22 22 boobu benn la 88 628 04 05 yi ci des nag dama leen di bàyyi ngeen liiral ko seen bopp comme chaque soir dañuy course ak temps bi bu ko defee yéen ngeen mën a woote ñu jox leen seeni suukaru koor li ñuy def rek mooy tàmbali ak téléservice bi mooy pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko météo beeg taux de change bi ak yenn ci ay mbir yoo xamante ni mën na leen a soxal yéen ñi nga xamante ni yéenay àndandoo ak ñun alors Dakar guddi c'est vrai que dafa rafet mais tableau bi ci la ñuy sukkandiku ci température yi suba dëkk bu ne li mu nar a yeewoo Dakar ak Saint-Louis comme d'habitude ñoom ñooy yeewoo ak température yu gën a yemamaay 18 degrés Saint-Louis Dakar 20 degrés mën na yéeg nag ba tollu ci 21 degrés ci biir Sénégal fu mel ni Linguère ak Diourbel yéegaat tollu ci 22 degrés boori Kaolack ak fi nga xamante ni moo di Ziguinchor mën na yéeg nag ba 28 degrés suba gi fu mel ni Kédougou dina yeewu suba ak 28 degrés Tambacounda waxi nopp 28 degrés 27 degrés Matam Kédougou nar a yeewu ak température yu tollu ci 25 degrés Podor dina yeewu suba ak température yu nar a tollu ci 21 degrés bu ñu demee nag ba ci après midi bi ci la ñuy am maximum yi météo du ñu xamal ni mën na yéeg ba 43 jàpp 44 degrés boori Matam ak fi nga xamante ni moo di Tambacounda wàcc ba toll ci 43 loolee météo prévoir na ko fi nga xamante ni moo di Kolda Kédougou 42 degrés 42 Kaolack 42 Linguère ak biir Sénégal mën naa wàcc nag tuuti ba toll ci 41 degrés te loolu météo moo ngi ko prévoir dëkk bu ñu naan Diourbel dëkku Aladji Mara Dieng et puis Ziguinchor dina yendoog 39 degrés Podor 41 degrés 29 degrés Saint-Louis et puis Dakar dina yendu ak température yu nar a toll ci 25 degrés bu weesoo température yi bu ñu jàllee ci géej gi waxtu marée yaa ngi dañu koy njëkkee ak waxtu marée haute yi bu njëkk bi météo dina ko seetlu ci guddi gi tey bu minuit 15 jotee bi ci topp ci marée haute mën na koo seetlu exactement bu 13h37 jotee waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi ci fajar gi la ko météo nar a seetlu bu 6h du matin jotee bi ci topp daañu ko am 6h ci ngoon exactement 18h53 bu ñu desandee ba tey ci géej gi mën nañu leen baaxee waxtu yi nga xamante ni moo gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi moom la météo tuddee meilleur moment pour la pêche alors waxtu yu njëkk yi ci fajar gi la diggante 5h38 jàpp 7h38 du matin ngoon gi diggante 18h01 jàpp 20h01 mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi bu weesoo loolu jant bi dina xëy suba exactement bu 6h40 jotee dina tëddi guddi gi bu 19h33 jotee donc loolu mooy météo bi prévision yi suba nar a tombé ak vendredi li ci topp nag mooy taux de change bi bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique $1 ñoo ngi koy weccee 588,169 francs CFA €1 ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 744,732 francs CFA xaalis bu fort la ku ci am saaku jël et puis un yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 85,1615 francs CFA un dirham di xaalisu Maroc
ñoo ngi koy weccee 60,6919 francs CFA wan dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 11,8638 francs CFA yéen a ngi laaj xaalisu Makka ñaata la ñu koy weccee ak CFA xam naa suba dinañu leen ko defaral bu ko defee yéen ñi umra ji wala yéen ñiy waaj aj bi ngeen mën a xam tolluwaay bi à tout moment ci télévision Futur Média li ci topp ngi di waxtu julli yi lii nag horaire de base la je le rappelle am na ay différence nag waaye différence bi bëriwul ay minutes la ci gox yi lii mën ngeen cee sukkandiku fajar gi julleem suba mu ngi toll ci 5h22 tisbaar daañ ko julli 13h07 takkusaan suba dinañu ko julli 16h28 timis julleem suba mu ngi toll ci 19h38 kanta gee daañ ko julli suba 20h47 donc loolu moo jëm ci li nga xam ne ni moo di waxtu julli yi li ci topp nag mooy naafila yi daañ ci ànd léegi nii ak ustaas yi ci plateau quartier général tey itam préparé nañu leen ay sujets yu am solo wax naa démb ni daañu waxtaanee assemblée nationale c'est vrai que assemblée moom at bu jot bëri na ay coow yuñ cay waxtaanee ki ñuy recevoir nag mooy jigéen bi njëkk a nekk vice présidente assemblée nationale muy Awa Gueye am na ay ponk yu am solo yoo xamante ni wàcc nañu ko pour waxtaan kook moom professeur de philo la loolu xaw ma ko woon et puis jigéenu jàmbaar la il paraît yàgg naa jàppale président Macky Sall balay dara xew donc yooyu dinañ ci waxtaan ak moom ak yeneen i mbir yoo xamante ni mën na leen soxal ci wàllu actualité Pape Djibril Fall sera avec nous d'autres journalistes viendront pour àndandoo ak ñun ci quartier général bi plus sujet yi nga xam ne ni préparé nañu leen ko mais bu leen fàtte ni suukaru koor yaa ngi tege bokk na ci billet Makka yi ñun ñoo koy maye ci quartier général bi plus ay enveloppe yoo xamante ni bu ci nekk def na 50 000 dañ ciy teg nag ay pièces yoo xamante ni mën na leen a jëriñ yéen ñi nga xamante ni yéenay préparé korité bi donc dans quelques instants on va retrouver équipe yi may àndal ci guddi gi juste vous rappeler que tey festival Salam ñoo ngi koy amalee ca Rufisque donc yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg di bañ a ute festival Salam bu ngeen nekkee boori Tëngéej n'hésitez pas mën ngeen dem xam naa bu ca kanamee dinañ leen ci woon as lëf mais en même temps am ngeen possibilité seetaan festival Salam ci TFM religion wala sax ngeen seetaan ko ci suñu site internet di www.igfm.sn King FM en direct ngeen déglu quartier général mais en même temps en direct ci télévision Futur Média on va se retrouver dans quelques instants bu ko defee ñu tàmbali jotaay bi la nga xam ne ni moo leen di gunge guddi gi ci télévision Futur Média bu leen fàtte hashtag bi QGTFM 2019
Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen def seetu Sénégal TFM ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci télévision Futur Média quartier général bi tàmbaleeti ni ñu koy defee guddi gu jot ci weeru koor gi laata ñuy tàmbali ak sunu soppe bi nga xam ne ni moo ñuy accompagner ci guddi gi di sunu xarit di koo xamee ni bu ca kanamee bu ne der père bu xar dina kontaan ndax daañu dugg ci ëttub Cheikh na Cheikh Saad bu xayartu waaye itam dugg ci ëttub Cheikh Dethialaw Gaynde Nguraan ki sulli néew yo Ndar Géej dekkal Baylo Njaay ca Ngumba Ngéewul ki tax ma miin ko moo ñëw tey fas yéene àndandoo ak ñun en direct ci télévision Futur Média di Cheikh Modou Mboup tey nag waxatuma Nguraan waaye foo dem ca Nimzat ñu ngi bég leer na ma et pourtant Cheikh bi tàmbalee gul xam nga ñun bu gàmmu tero ñun ñëpp dañuy yàkkamte dem Tiwaawan bu màggal itam yegsee ñun ñëpp li ñuy woy mooy Ila Touba saa yu korité nag tollee fii Ila Nimzat la ñëpp yi dégg xam naa ñu ngi wàcc guddib xaadir yi guddi nga xamee ni ñoo ngi ko fas yéene jagleel Cheikh na Cheikh Saad bu wa xayartu loolu fan yi lay doon waaye tey nuyoo lay doon ak ki nga xamee ni mooy Cheikh Modou Mboup d'abord balaa ñuy tàmbaleeg moom dañ leen di jox itam lu am solo puisque ci parti boobu la ñu nekkoon muy naafila yi tey comme démb ñu àndaat ci ak oustaz 2.0 Assane Seck oustaz ñu ngi lay ziar bu baax joxati la sa wàccuwaay naafila yi tey nu muy demee. maa ngi lay delloo nuyoo Baye Cheikh di la ziar di delloo ñu bokkal plateau bi ak mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média yi ñuy topp ci quartier général guddi gu nekk si weeru koor wi ñaanal leen yàlla defal leen kooru jàmm tey mooy guddi fukk ak juróom-ñetteel muy 18e sañoo waroon sa talaata ba 19e sañoo waroon sa altine ba yàlla na yàlla nangu yëpp naafila tey bi nag dañu ne da ngay def benn fatiha boo defee benn fatiha da ngay def juróom-benni rakka fukki rakk ak ñaar muy 12 boo defee ñaar sëlmal def ñaar sëlmal ba mu mat 12 fa tabarakallahu macha allah mu ngi nii ñu koy xool léegi 12 rakka yi boo defee ñaar rek sëlmal rakka bu nekk nga jàng fatiha ak li nga xamante ni moom moo di suratul a'la boo ko déggee mooy sabbih isma rabbikal a'la alladi xalaqa fa sawwa ba saar wa jeex nga jàng ko benn yoon boo paree nga teg si qul yaa ayyuhal kaafiruun ba mu jeex benn yoon boo paree nga teg si suratul ixlaas mooy qul huwallahu ahad bés bu nekk ñu fàttali ko benn yoon nee nañ képp koo xamante ni def nga naafila bi suñu borom subhanahu wa taala mën na la bindal yoolu ka nga xamante ne nii dafa jël li nga xam ne moom mooy richesse àdduna bi yëpp daal di koy dépenser si li nga xamante ni moom moo di yoonu yàlla subhanahu wa taala bu ñu nee dépenser ko si yoonu yàlla mooy dimbali ku xiif wala koo xamante dafa nekk si tartar wala koo xam dafa nekk si jafe-jafe wala nga sauver nit wala yoo xamante ni yu demee noonu xattaa sax ku feebar nga fexe ba mu wér yooyu yëpp dafay dugg si li nga xamante ni moom moo di joxe si yoonu yàlla waaye du yem foofu ëllëg yàlla borom bi subhanahu wa taala dana ko boole si gars yi nga xamante ni bu ñëwee yowmal qiyam du ñu am tiitaange du ñu am njàqare ndax ñoo Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooy ànd yàlla dugal leen si li nga xamante moom moo di keram ndax bés boobu benn ker rek mooy am Baye Cheikh mooy keru borom bi subhanahu wa taala te bokkoon na si ña yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ëllëg yàlla dana leen dugal si keram bés ba nga xam ne benn ker boobu rek mooy am mooy ki nga xamante ni dafa joxe te bi muy joxe te yàlla rek tax loxo càmmeñam yëgul ne sax ne loxu ndeyjooram mu ngi joxe maanaam joxe boo xamante ni dafa ànd ak li nga xamante moom moo di sutura kon Baye Cheikh loolu moom mooy naafila bés bi képp ku ko def rek yal na la yàlla nangul ku mën lu ko ëpp itam nga def ku mën itam loo xamante ni moom moo ko yées nga def ndax laa yukallifullahu nafsan illa wus'aha yàlla tegul kenn lu mu mënul Baye Cheikh macha allah loolu am na solo ñu ngi la ci gërëm bu baax yaa Oustaz Adja Mati Carter ngi fi moom ëndaale na ay pisam yu bëri dafay yebbi comme d'habitude yebbi bi nag dañu koy tàmbali léegi gaaw leen ngeen composé benn ci numéro téléphone yi nga xamee ni mu ngi affiché wu ci suufu écran bi parce que xam naa ne bu ñu tàmbalee waxtaan wi rek tem mu xat donc c'est le moment où jamais ngeen profité ci nga xamee ni ñoo ngi koy séddale sànq wax naa ni mënuñoo teral Sénégal gépp waaye daañu jëm ñi ci seen wërsëg nekk te ñuy woote ñu jox leen kenn ku ci nekk li nga yellool ci ay enveloppe muy xaalis wala ay pièces yoo xamante ni mu ngi jógee sant yàlla boutique donc Adja Mati ñu ngi lay nuyu laataa ñuy dem ak Mamadou Mamen Ndiaye ak yéene kaayam yi luqi ay bëtam tey ci bis bi yebbi bi daal dañu koy teel a tàmbali tey yore naa xaalis yore ngay
piis. Baye Cheikh jërëjëf maa ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan biir réew ak bitim réew jërëjëfati laa lay wax bi ñu yàlla may talak fekkee ñu ñëwaat ci li nga xam ne moo di bis bi comme ni nga ko waxee yoroti nga ay xaalis man itam yor naa piis yu bari boo dee xool xam nga ne am na yu ñu ci joxe am na yu ñu ci jukki jox ñenn waaye comme korité baa ngi jege si te may sa sant yàlla boutique léegi dafa yaatal def ñaari boutique yu baax yokk li nga xam ne moom moo di dooleem ñoom itam nañu woote rek bu ko defee ñu ànd ak ñoom ci ligne bi incha allah li ñu fi am nag bëri na sakkanal sax defe naa leen expliquer njëriñam ak ni borom kër yi mënee di dugg ci ñoom ravitaillement par weer et puis ñu la koy livrer à domicile loolu sakkanal moo leen ko jagleel ñeneen ñi nag naa leen waxtaane bu ca kanamee Adja Mati kon ñu ngi leen di xaar woote leen léegi nii nu mu gënee gaaw ñu benn leen Mamadou Mouhamed Ndiaye wala da ngeen bëgg ma nuyoo teranga bu baax muy nuyoo rek ñu léemoo ko téléspectateurs yi benn enveloppe bu léemaay rek en paire ab léemaay lay doon rek waa léegi wala ñaar fukk yow da nga ci bëgg a teg fukk. di ëpp naa def man kay dama doon xalaat est-ce que léeg-léeg man xam nga léeg-léeg damay toog di seetaan sama yaram di. xalaat bu rafet nga am waa léegi man jël naa benn fukk jox la benn fukk. ku njëkk a dugg man mun naa ko jox fukk. boo ci tegee fukk baax na boo ci tegul fukk baax na ma ci teg ci piis. su ma xamoon fukk de du ma revue de presse. da ngay wax rek. da mooy jox fukk man de yàlla boo am fukk. ndax sa revue de presse ñàkk koo déglu fi mu toll nii erreur la. kon nag jox ma fukk man tamit ku dugg ma jox la. ma jox la fukk yow. waa léegi fukk. ak piis fanweer ak piis. loolu day bëri xam naa daal ñi fi ñëwoon démb seen xol sedd na. te olof dafay faral di wax ni xol bu sedd doy na ñaan. te bàyyi xam naa ne ñaan yooyu bu dalee groupe Futurs Médias alhamdulilah la ñuy wax parce que nag tabaarkalla la. xam nga ay enveloppe waxtu wii nii. bu dul ñaar fukki junni di fukki junni. jox lay télé jox la micro-ondes. jox la li nga xam ne que ni moom moo di mixeur boobu nga xam ne léegi moo tax kenn dëbbatul xam nga dëbb daaw déggoo ko ren. dëgg la de te yow gëj ngaa dëbb. gëj naa dëbb de. mu ngoog enveloppe yaa ngi tege li fi am daal bëri na defe naa mën ngeen cee profito donc lépp ñu ciy gërëm jumia.sn dem leen ci site bi wala ngeen télécharger application bi allo. allo. kooku. man la Oulay Niang. Oulay Niang fooy wootee. maa ngi wootee Rufisque. yaa ngi wootee Rufisque. waaw. mbaa yëg nga ni foofu la ñuy defee festival Salam bi tey. billaay sama xel mi yëpp dama kaa préparé ba xëy feebar. lu la fa teree dem. dama préparé ba pare xëy feebar. da ngaa feebar. billaay. xanaa ma jox la ñugu ñokket. billaay démb damaa woote ba sonn. dëgg la tey nag jot nga ñu. billaay alhamdulilah kay lay wax. léegi nag yaay tànn Mati yore nay piis. ñun ñii ñëpp ku ne yore nga fukk. waaw ay télé ngi fi am nañu ba am ay ventilateur de. man télé bee ma gënal. télé bee la gënal. waaw. kon de Adja Mati bëgg naa seetaan festival Salam ma xool ko ci télé bi boobu. nañ ko jox télé. kon jox nañ la télé. waaw ngay seetaan TFM. waaw TFM kay moom jaral na ma lu ne. kon jeex na am nga télé. macha allah. ñu fan nga nekk te ngeen jàng nord sud wala Castor. maa ngi nekk Ndar gu ndaw. Ndar gu ndaw. waaw aywa ziyaaral ma leen ñoom ñëpp. nañ ma leen ziar delloo ziar bu baax. merci ñu leen sant di leen gërëm macha allah kontaan naa trop. jërëjëf nekkit paa ñu jël ci suuf. d'accord. aywa baay voilà donc ñii ñëpp jox nga leen démb. ñoom ñëpp jox naa leen am na nag koo xam ne que ni moom moo ma ci gën a neex. moom mujjee naa tudd sax quartier général xam nga ki sonaloon oustaz trop. ñëw na. jatoo ngi ne sol lu vert li moom mu sóoru noonu oustaz da ko defal ay saar. te dafa romb oustaz nuyu oustaz te oustaz xamu ko. non xam nga kon kii tooñ na ma si kanamu àdduna ndekete man bi ma defee wareef démb ba wàcc moom mu ngi toog si mbooloo mi. wallaahi di la xool di wut lu mu am ba pare man xàmmee ma ko moom xam nga kii tooñ na ma si kanamu àdduna. ba pare jël ñaar fukki junneem ak piis. macha allah xam nga kii amal na ma ndàmpaay tamit. macha allah mais yàlla bu ngeen dajewaatee ci jàkka ja rek. comme fa ngeen daje woon. jàkka ja kii day manqué door a gis. en tout cas sant yàlla. donc bu ngeen amee jotaay bu mel nii nga xam ni dañ leen di waxal ay sujets yu leen di jëriñ. di leen invité ay kilifa ngeen di xamanteek ñoom ñu ci teg itam ay teraanga yu am solo yoo xamante ni yéen la ñu ko jagleel donc continuer d'appeler ñu ngi leen di xaar ku dugg ñu jël la ñu jox la loo xamante ni mën na laa bégal pendant que ñu leen di xaar ngeen di woote mën nañu tàmbali ak Mamadou Mamed Ndiaye Mahmoud ñu ngi lay nuyu d'abord balaa yéene kaay bu ca kanamee daañu waxtaanee assemblée nationale muy bërëb boo xamee ni partout dans le monde xeexukaay la limite daa mel ni ring man bi ñuy préparé émission bi dugg nañu xool assemblée nationale yeneen dëkk yi mais on s'est rendu compte que du Sénégal rek la teesante di am ca assemblée mais yeneen dëkk yi itam ay xeexook yooyu. mais Pape nuyu naa la nuyu ñu ñuy seetaan nuyu ñi ma bokkal plateau bi gis nga assemblée nationale bu Sénégal am na civilité
maanaam Pape gis booy xool yenn réew yi da ngay gis assemblée yoo xam ne chaise yi dañuy naaw nit ñi di saagante bon Afrique nag la ëppee quoi nit ñi di fa saagante nga gis ñoo xamante ne ji mujj gi gendarmerie la ñuy woo ñu ñëw jël si leen gis nga assemblée peut-être xëy na bu Sénégal di nga dégg ay jàppante nit wax lii diw mais bu ñu génnee tey bu plénière amee par exemple ba ñu génn da ngay gis ñi gënoon a tàng ci assemblée ba ñooy nuyoonde ñooy joxante loxo ñooy toog di kaf di ree yow journaliste bi couvrir événement bi da ngay toog nga naan mais man ñi ma doon gis ci biir nii ñuy jàppante di waxante naka sudul noonu ñoom ñoo taxaw fii tey doon bennoo ça veut dire que wax ji xëy na dana toll foo xam ne kon assemblée nationale dafa mel ni waa jàkkaarloo ndax dañuy defante ci émission bi bu ñu génnee ñooy ànd exactement mu ngi mel ne par exemple Sénégal noonu la léeg-léeg nit da lay dégg ne waa Pape Cheikh lu mu def extrait dex lu ko ex def xam ngeen ñaar du ngeen tàqali ko dëgg la de loolu la sama lakkal la te maa ngi ñaan sax ab télé bu ko soxla télé yi soxla animateur yi ñu jox leen extrait dex ah télé amatu fi waaw dëgg la de mais télé yaa ngi ay télévision lañ mu ngoog et puis ñuy recevoir vice-présidente de l'Assemblée nationale bu ca kanamee ci jotaay bi di madame Awa Gueye di ngeen gën a xamanteeg moom ci quartier général bu tay bi yeneen invité yi xam naa bu ca kanamee naa leen wax ñan la mais ñu dem ci yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye njëkkee ko ak bi nga njëkk a tànn tey mu di Vox Populi su ma juumul Pape enquête la defe naa ay ca enquête wax nga dëgg mën a day Pape koor gi la Pape sa xel dem na wala delloo dëkk ba de di nga xam ne lépp dëgg la enquête a ngi Pape mais daanaka mook sax bi ma ci ñu sànq ñoo bokk lu ñu xëyee mais nañu des ci enquête mi nga xamante ne ji lii la xëyee mu di démb dégg nañu Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre mi porte-parole khalife général des Mourides yàlla fi yàgg te wér amin Pape mu def benn déclaration boo xamante ne ji da koo jëmee ci réew mi ak tolluwaay yi bokk na ci ñi nga xamante ne ji ñoom ñooy faat doomu aadama yi ci anam yu doy waar bokk na ci ñi nga xamante ne ji léeg-léeg ay accident day am ñu ji ca faatu ak jëf yu ñu fi nemmeeku ay alalu jàmbur yu ñuy sàcc ay nit ñuy yàkkataan loolee lépp nag sëñ bi moom it yëkkati kàddoom xam nga démb ñu ngi fi doon fàttali ko wax joo xam ne sëriñ Abdoul Aziz Sy Mame Dabakh wax na ko radiyallahu taala anhu ci jamono ju mel nii ñuy soxla kàddu yu bàyyee ko ci kilifa yu tedde noonu sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre def na ko ci kàddu yu mu nangoo ci sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou daat ko koy jottalil tax enquête bind li mu di discours fort du xalife dellu si waat na ci fàttali nit ñi l'islam li mu santaane ci jëf ju mel noonu teg na it wàllu charia ba tey ci biir wax ci sax mi ngi ci xamle ne daal waruñu réere mbir ne képp koo xamante bépp bakkana doomu aadama dafa am solo ak bu mu mën di doon loolu lépp enquête ñëw defal ñu synthèse du discours bi daal di koy xëy titre nii mu di le discours fort du xalif Pape. yéen kaay bi ci topp te tey mu attiré sa attention Vox Populi la. ci même lancé bi la toog mais moom dafa am benn ponk bu mu jukki boo xam ne Pape boo ko xoolee avant ngay lire sax sur titre ak sous titre yi mais une principale bi mu di li ci kaw a kaw Pape moo leen njëkk attaqué parce que nee na amul kenn koo xamante ne ji di nga faat nit bu la leeree ne boo ko faatee te tey ko dañu lay faat donc loolu daf ko ci jukki mu teg ci ne daal yàlla sunu borom wax la ne képp ku faat benn bakkanu doomu aadama jàppal ne faat nga àdduna yëpp donc mu di loo xamante ne ji dafay delloo si nit ñi seen i xel yéen a kaay moom it xëy ci dikk ak titre bu am solo muy li ci xët mu njëkk bi Pape. li la intéressé ci source A du xët bu njëkk bi waaye la ñor ma nga ca biir ab sëb la ma nga ca biir gis nga xam nga une baa ngi nii mais nañu aju ci kaw a kaw Pape ñu xool voilà mi ngi nii kuy xalam di ca jaayu barke ba yaay borom. xam nga lii c'est très rare. xalaas la ko la xëy titré waxul ci ñun nag du ci baan du ci man du ci aba mais dafa am lu doy waar loo xamante ne dafa xew ci responsable APR ya nekk Mauritanie. ginnaaw yéenekaay bi ni mu ko waxee responsable APR yi nekkoon France Macky Sall joxoon leen budget campagne ñu damm ko seen poste. Macky ba mu ko yëgee dal ci seen kaw wax leen lu nekk yéenekaay bi nee nañu am na ñeneen ñu def lu ko raw parce que waa direction des Sénégalais de l'extérieur APR bi nekk Gànnaar mu di Mauritanie. oto yi président Macky Sall jëndoon jox leen ko ngir koy campagne ba daa jeex ñu jaay benn oto ba. waay léegi nag yéen dañoo banque jamono dafa neexut man micro yi su ma ko mënoon jaay ak taabal yii. waaye moomuñu ko naa ko jaay. yii fi ne nii ngay gis nii. Pape moomuñu ko. waaw nga jaay rek. faj sa soxla après nga remboursé dañ lay baal dañ ma bàyyi. am na ci journaliste boo xamante ni dégg naa bu waraan def journal dañ koy dugal le générique journal bi. léegi bu journal bi commencé non seulement du fa ne mais day yóbbaale micro journal bi musuma gis lu neexee noonu. day yóbbaale. micro journal bi wekki ko yóbbu. c'est-à-dire pendant ñu dugal ko chariot bi tegal ko musique journal bi te moom moo war a def journal non seulement moom heure boobu du ko fa fekk waaye ku dugg ci studio bi doo fa fekk sax micro yow yu neexee noonu damay bëgg muy am ci rajo. xam naa ki ngay wax. yaa bàyyi ma xamul kenn.
mais Pape loolu la daal ñett yooyu laa la xëy indil tey. macha allah mu ngoog donc loolu mooy yéenekaay yi nga xam ne seen i xët tey jii ci bëccëg bi jot na attiré attention wu Mamadou Mouhamed Ndiaye 22h48 mooy doog a jot ñu ngi doog a tàmbali bu leen fàtte QG TFM 2019 mooy hashtag bi ci suñu ay comptes yi nga xam ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi quartier général en direct ci King FM 99.4. réseaux sociaux que ça soit mu nekk Facebook Twitter ak Instagram gannaaw bu ma la nuyoo Pape Cheikh nuyu ñi ma bokkal plateau nuyu téléspectateurs yi ni nga ko waxee noonu la quartier général di nga koy suivre partout King FM 99.4 www.kingfm.sn wala nga suivre aussi site internet bu IGFM information juste c'est vrai mën nga fekk www.igfm.sn wala nga def YouTube/IGFM IGFM di nga jot li nga xamante ne mooy chaîne YouTube bu IGFM. mën nañ dem aussi ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk Facebook da ngay def @GFM Télé Futurs Médias Twitter da ngay def hashtag télé QGTFM wala hashtag QGTFM 2019 Instagram da ngay def genre @GFM SN Snap da ngay def @GFM-du def Sénégal Pape Cheikh quartier général bàyyi na fi benn numéro téléphone boo xam ne pour suñu invité bi ñuy invité chaque jour ñu téléspectateurs yi wala internautes yi invité li nga poser seen question 50 secondes juste question yi bu gàtt bi nga xamante ne dina permettre kii di invité bi mën ci tontu. numéro téléphone bi 77 la 393 96 34. mu ngoog léegi defe naa mën nañoo ibbi Oustaz ak Cheikh Modou Mboub. Père ñu ngi lay ziar bu baax. xam naa ni tey moom loo yore ci poche bi di nga ñu ko jox. Pape tey damaa gën a kontaan. te defe naa hasard amul daaw bi ngay ñëw. waaw dafa tombeek Modou Mboub. waaw hasard amul ah. yàlla na ngeen fi yàgg a tase. amiin waay ndax xam nga moom danoo bokk ngumba gi ñu dëkk. moom ngumba la dëkk. man ma dëkk ngumba. man ma xam maanaam li ko booleeg waa kër Cheikh na Cheikh Saad ko xeertu Chérif. moom Modou Mboub mii toog. maanaam man damaa xam. li ko booleeg waa kër Cheikh na Cheikh Saad. ko xeertu. soxna Roqaye Mbay sunu maam ja. doy na ma seede. kooku Cheikh Mohamed Fada la ko seexal. macha allah. ndeysaan moom ñoom Chérif Alwali Maane Ndiaye. wallaahi man Chérif Saaya Aydara di sama sëriñ. Modou xam ko bu baax. macha allah moom muy doom ca kër ga. bokk ca kër ga. ndax diggante Nguraan ak Ngumba 7 kilomètres la. dëgg la te foofu Cheikh naa ne woon kun fa denc rek sa yaram aramal na safara. macha allah macha allah kon tey boo invité Modou. ma toog nee naa man tey bëgguma woon sax a wax damaa bëggoon ne toog ne faax nii rek. kon faaxal. faax rek muy jàng may kontaan. kon faaxal ñu bàyyi ko kontaan na nu bég nañu. ñu bàyyi ko mu tàmbali Chérif Baxayda ñu ngi koy ziar bu baax yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. Chérif Alwali Maane Ndiaye mi ñuy bégee yàlla na fi yàgg te wér Kulim Dioum Chérif Boubacar Al Khayri Chérif moom it yàlla na fi yàgg te wér defe naa Kulim daal Dioum laataa ñuy dem nag ci guddi gi quartier général nar a jagleel Cheikh na Cheikh Sadbou mën nañu leen tàmbaleel ak ñamali bi tey ci guddi gi ci télévision Futur Média bëggal ci itam ki bëgg lool Cheikh na Cheikh Sadbou Adjot Sodo Bousso ak njabootu Baye Mbagnick Seck waa kër suñu baay ba waa kër Adja Pénéré ñaan xam naa ni dinañu bëgg ci ku waxtaane Cheikh na Cheikh Sadbou maître Dior Diagne tey daal ñooñu la ñu bëgg a bëggal ci guddi gi maam Sira Konaté mu Cheikh na Cheikh Sadbou tey kon bu ñu tàmbalee rek di ngeen bëgg ci quartier général bi ak Cheikh Modou Mboub. wa kulla baytin wa in xallal badiw bi Mamadou Lamine wajodona xayru xalqi kala demi Seydina Muhammad mooy Muhammadu Mustafa al Muxtaaru yonenta billaay ka doyoon nan taayib ne Abdillahi xayru xuraysi lubbi lubbi mi Muhammadu rasulillahi ay waay ay nu nay mu naymon ay nu rayataha billahi ka doyoon nan yow mu taabuni tag fi salatal xidami Muhammad gir gaa nga Madina min alkarimin ata wasful karimin ila Muhammadu rasulillahi abdul karimin fa kullal xaalis alkarami yoten amintu min kulli ma tusha awa xibbaho بكاسف الأمم ابن الكاسف الأمم
ngir yonen yaane abdan sanayahu fi laylil baymi fama adri baral xumbada am xos mubtasimi ma warjura wa ma dura nasimin wa ma ifsaxu xusin la daan nutqin la wa bi fami ger ga nga madina sayyiduna muhammad mama muhibbi jamali lati min ba'di jumlati muhammadu rasulillahi jamalu kullal wara illa fala taymiyatan law lam yakun sayyidil kawnayni ma zahara ay ger yonen yaane ma bi cheikhina wa imamina wa qudwatuna wa wasilatina cheikhna cheikh Sadou Lebi bayu cheikh talibu ya kadra mek bu nan nak cheikh Sidi bu yaman daan woowe cheikh al khalifa sang bi nelaw ci saalixiina neena yaqulu Sadou Lebi najulu fadili xawlan jala jëylala sóoru wala fanadu cheikh na cheikh Sadou Lebi neena inni uhibbu rasulallahi sayyiduna xubban taxaasara anu maalu wal waladu walaysa yablu misharan ma xabbati maami sharif yaa ngoog maami sharif je doomu Lamine mintu abdaati cheikh Mohamed Fadal maami cheikh al Bakhayda doomi cheikh Saad bu Chebi maami cheikh Mohamed Lamine borom abraar doomi cheikh Cheibata maami sharif ba magi caaya bay mukarramo maami alwali ma ne njaay koko cheikhina cheikh Sadou Lebi cheikh Sadou Lebi neena wa yablawul mishaar al maxabati xubbul hawaani lu wal jaddadu asfa ila nafsi min layla wa daratwa wala tuqaribo jumdur wala dadu wa kayfa la wa huwa khayru khalqi qatibatan atawo rabbul wara ma lam yanal ahadu min al marid min nurihi nur tajalli ay ger yanen gorgi seexal mbar ngoone jërë ngoone borom xay noote nga njaari bor sa njaayi bor sa maabu mi maami Cheikh Makhtar borom yàlla ne baayu Alioune Badara Madi Fall Boubacar pindi yéeri ma ca biir ay waay bur wal yoo maa jaate faati mbay maa jaate faati mbay ak maa jaate nu meeg mbiri daw ngoone jërë ngoone baramu xay noote góor gi dekkal bay lo njaay wax loo na Amar Faal su li na néew ya Ndar géej yóbbu sëriñam ba saa dal wara cheikh day calaw féete na kaw bëggu ko dégg dim ko naw saa doo ko sol moom de calaw leeram yi a jolli na nguraan moor xoolal na leer ga def nguraan feeñal fa dex ba ñëpp naan xol yi fees ñuy wala ngaan ñu am ci barke Cheikh Sadibou muy dee calaw ka ñëw di waar ci leer la naan ba mandikaar leer googe la paate saar naanoon ca xaw du Cheikh Sadibou maa njaati lu mbég mbiri neena maami Cheikh Makhtar borom juróomi xaale yi xaala la wa xaala rasulillahi xaala Cheikh Abdul Xaadir Jilaani xaala Cheikh na Cheikh Mohamed Fadal xaala Cheikhina Cheikh Sadou Lebi waaye xaala saab maam Cheikh de calaw waskur bi Cheikhina al-Karim de calaw huwa allazi min ajlina lal ulaw Sadou Lebi
malaka sudaanu ma jaatinu bek bere la ilaha illa yow anta la مناخبه Cheikh Mohamed Fadel Banu Mamin Talib al Khayar doomu jël moo xataar Cheikh na Cheikh Sadou Lebi nee na inni uhibbu rasulallah sayyiduna xubanta xaasar anhu maalu wal waladu وليس يبلغ المشهار المحبة حب الحواني والأعلؤ والجدد أطفى إلى نفسي بليلى ليلى ودرد شيخنا Muhammad Lamin doomi Cheikh Cheybata yow koy sama Rasulillah Mami Cheikh Mohamed Fadal Mami Cheikh Mohamed Lamin doomi Cheikh Cheybata Cheikh Sadou Lebi neena asfa ila nafsi min layla wa daratuha wala tuqaribuhu jumdun wala hadadu Cheikh Sadou Lebi neena wa kayfa wa khayru khalqi bada mam Cheikh Manjate Fatim Baye daw ngone jara ngone borom xaynoote Cheikh de Jalaw neena Cheikh de Jalaw neena Cheikh de Jalaw neena al khayru tajudu yawmal bi tajalana khudul wujudi imami kulli man jana inni farihtu jami'a nas qad fariqu khudu Sadou Lebi lillahi subhana ana soppay yonen ku fi gën a bëgg yonen ana soppay yonen def leen lii ci yonen waskur bi cheikhina al karim de calaw huwa allazi min ajrin ala al ulam sadun law xad malaka surano nala bi
حليم وريق فاز به مقام ورفيع علامة جابر كماما وجننا Cheikh Fadal ak ma min talibal xayaar seer na satu yonen maam sat boo nga nim zaan bu ñu demee ba saalixiina dem siyaare ci Cheikh na Cheikh Saad Bou wajal dariqi ak baytikal xaraam yonen تدابي خاجات سائر الأنام أيدرا per bu xaat toj na fi c'est dommage que gisu leen ko xam naa gars yi koor gi leen jàpp ci diggu weeru koor gi mais yàlla baax na façon ñun ñu ngi fi ba ci kanam di leen gunge en direct ci télévision Futur Média. Oustaz Assane xare Badar baax na itam nga am loon ci expliqué ndax li Cheikh Modou def léegi nii xel yëpp dem na ca Njol Makka. Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh nga xam ne moom la doon way ñi nga xamante ne ay sëtam di ñoom Cheikh Saadu abihi Cheikh Mouhamadul Fadal wa xayyartu radiyallahu taala anhum ajmain nga xam ne xare Badar boobu Baye Cheikh Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko jiite woon mu nekkoon si fukkielu fan ak juróom-ñaar comme tey fa tabarakallahu li waraloon xare bi nag lenn na dong la ndax ba jullit yi gàddaayee jóge Madinatu Makkatal Mukarrama ñëw Madinatul Munawwara dafa am bés ñu am benn caravane boo xamante ni ku ñuy wax Abu Sufyaan moo ko jiite woon bokk si waa Makkatal Mukarrama maanaam ñi weddi woon Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si boobu jamono jullit yi bëggoon na ñëw nangu li nga xamante moom moo di caravane bi attaqué ko Abu Sufyaan dem wëtu ji wàllu fa li nga xamante moom moo di Makkatal Mukarrama waa Quraysh ñëw jóg songa sa Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi mu nekk si Madinatul Munawwara ndax Badr boo koy xool mu ngi nekk 130 kilomètres si sud ouest bu Madinatul Munawwara kon ki bàyyi lu mat 500 kilomètres nga xam ne mooy distance bi entre Makka ak Madinatul Munawwara presque yaakaar naa kooku bëggul jàmm xeex la bëgg ak li nga xamante moom moo di ay ndax wax naa ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam masul taal xare bu mu fekkee rek dafa fekk ne dañ ko fekkese waaye ku ñu fekkese rek yàlla nee na nga jóg nga défendre li nga xamante ne moom moo di sa bopp nga xam ne jamono jooju jullit yi dañu néewoon lool nekkuñu woon lu dul 313 personnes pendant ce temps yéefar yi ñu ngi nekkoon 1000 personnes xam nga 1000 personnes ak 313 yaakaar naa bu ñu jàmmaarloo bu si yàlla subhanahu wa taala dugalul loxoom rek 1000 personnes yi danañu faagaagal wala ñu massacrer li nga xamante moom moo di 313 personnes yooyu nga xam ne jullit yi keroog ñaari fas dong la ñu amoon waaye ak li nga xamante moom moo di 70 chameaux
di juróom-ñaar fukki gëléem moom la ñu àndaloon ngir mën a dem xeexi jàmmarloo ak yéefar yi ngir ñoŋal seen der ñoŋal seen l'islam waaye itam yëkkati li nga xamante ni moom moo di drapeau l'islam di baatu laa ilaha illa allah sayyiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne keroog ci xare boobu jullit yi ñàkk nañ si fukki nit ak ñeent rey nañ ko si ñoom nga xamante ni juróom benn yi ñu ngi bokkoon si muhajirun yi muhajir boo ko déggee mooy ku gàddaayoon jóge makkatal mukarrama ñëw madinatu munawwara ànd ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi faatoon juróom ñett si ansaar yi muy 8 ansaar yi boo leen déggee mooy ñi nga xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee makka ñëw madina ñoom ñoo ko gëmoon topp li nga xamante moom moo di diiney l'islam nekkoon si diiney masihiya muy christianisme wala si yahudiya li nga xamante ni moom moo di judaïsme waaye keroog ñi nga xamante ni ñoom ñoo di yéefar yi ñu ngi rey si ñoom juróom-ñaar fukki nit muy 70 jàpp si ñoom 70 personnes loolu nekkoon loo xamante ni itam bataille la boo xam ne jullit yi ñoom ñoo ko gañe woon nga xam ne keroog yéefar yi bi ñuy ñibbi si la ñu mere créé waat xeex bi nga xamante ni moom moo di ghazwat Uhud loolu beneen affaire la ñi nga xamante ni bëgg nañ dem Makka incha allah bu yàlla dogalee ñu dem ba Madinatul Munawwara danañ leen yóbbu ba Uhud wan leen ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa tëdd bokk na si ku ñuy wax Hanzara bokk na si ku ñuy wax Hamza ibnu Abdul Muttalib di bàyyi tax si Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Baye Cheikh xare Badar jamono bii la amoon bis ni ki tey teewul jullit yi li muy métti métti am na ñoo xamante ni dañu saxoo woon seen koor ndax kuñ si rey rek si weeru koor nga xam ne Médine tàng gënoon metti ba tey jii nii yow boo demee Uhud da nga yéemu si yàlla ba jamono ji da nga naan ñii fan lañ doon jëlee ndox muñ naan jamono boobu ndax yow mi fa nekk di def li nga xamante moom moo di visite lieu yi buñ la jaayul ndox wala mayuñu la ndox doo am loo naan parce que foofu ay xeer kese la gas fa teen moom xalaatoo ko si jamono boobu jamono bi sax day metti mais teewul jamono yooyu ñu sàlloo woon seen ngëm di woor ndax xam nañ ne la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax rek nee ne jaas yi yañ doon yor di xeex ngir l'islam jëm kanam ñaar rek la si yàlla yi defal jullit bi soit mu nekk ëllëg ker si yow ngir yowmal qiyaam nga dee dem aljana boo dawee mu nekk li nga xamante moom moo di sa mbugal ndax kenn du jàmmaarloo noonu l'islam koo xam ne dafa bëgg a toroxal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne yàlla dafa waxoon ne annabiyu awla bil muminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yàlla nee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Moustapha Mbaye naan cey jooja waay ne na leen gënal seen bopp moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee nañ keroog aaya boobu bi mu wàccee Seydina Omar comme dafa tàngoon radiyallahu anhu daneen sallallahu alayhi wa sallam avant aaya bi wàcc ne ko man day wax dëgg yàlla man nga maa gënal sama ndey ak sama baay ak samay doom waaye sama jëmm ji moo ma gënal sama bopp ndax sama bopp la gënal du bañ naa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko loolu waxuma ko yàlla moo ne annabiyyu awlaa bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ne ko yàlla nee ne man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa leen gënal seen ndey seen baay seen i doom seen i soxna ba gënal leen seen bopp Omar ne ko bés ni ki tey yaa ma gënal sama bopp yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay yaa ma gënal samay doom yàlla na wa azwajuhu ummahatuhum ay soxnaam nag seen ay yaay lañ loolu moo tax yonent bu fi génnee kenn du doon na soxnaam ndax kenn du doon na sa yaay donc foofu la ko yàlla waxee mu araam kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne keroog jël na ay néewam sul leen jébbal leen borom bi subhanahu wa taala ñoom ñëpp ñu daal dee nekk ay martyr yonent sallallahu alayhi wa sallam xeex na 26 xeex wala 27 selon riwaayaat yi mais benn rek la si perte muy ghazwatu Uhud nga xam ne ku dem Madinatu Munawwara buñ la fa yóbboo rek ba expliquer la sa yaram day daw nga ne ba ñuy dund la leen wax ne yéen yàlla xamal na ma ne ay nitu àjjana ngeen te loolu ñoom ñoo ko liggéeyoon si jaamu yàlla ak topp ndigalal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh macha allah en tout cas li nga wax am na solo te duñ ci doyal waaye xam naa dinañ ko gën a toj incha allah ndax oustaz Pape Hann fa mu ne gëm naa ni xol bi sedd na ak kullu kuy nabien tey àndandoo ak ñun ci télévision Futurs Médias tegal leen Cheikh Modou Mboup taftal ci oustaz Assane di ñu nettali jaloore yooyu nga xam ne ni ma nga xew Cheikh xam nga Uhud boobu yaa ngi koy wax gis nga deratu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du caaxaan xam nga ku ñuy wax ki nga xam ne moo di Wahshi dafa nekkoon koo xamante ni moo reyoon Hamza si fi nga xamante ni moom moo di xeexu Uhud lu tax mu reyoon ko parce que ko sant woon di Hind dañu reyoon borom këram si ghazwatu Badrin mu ne jaamam bi bés boo reyee ki rey sama jëkkër rek ma goreel la Hamza li ñuy xeex Uhud yëpp moom mu ngi diir rek ba jam ki nga xamante moom moo di Hamza ibn Abdul Muttalib di bàyyi taxu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di deretam xotti dënn ba jël xol ba macca deret ja jam jox ko Hind mu macca deret ja wax la deretu yonent bi tax booy wax naan cey joojawaay wala kenn du moom kuñ ko tëkkaale rek yow tooñ nañ la waxuñu la li xew ndax moo njëkk moo mujj te bu dul woon moom du ñu am ndax Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu moo ko wax wa innahu id arada allahu nashatana abana min nuurihi ñu ne ko kan mu ne nuuran nabil alami nee na bi yàlla nammee suñu am dafa jël si reeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sàkk si maam Adama te ñun ñëpp si maam Adama lañ jógee ndax kullukum min Adama ba Cheikh wa Adama min turabin macha allah macha allah heureusement nag ba fii réew mi yàlla daf ñu baaxee
ay wàlliw bokk na ci Seydi Hadji Malick radiyallahu fii ci Ndakaaru zawiyam ba dafa bokk ci patrimoine yi ñu moom te xam ngeen ni am na pàcc bu am solo boo xam ne ni dañu ko jagleel lépp lu jëm ci ay patrimoine fii ci Sénégal ay gëstu yu Coro Mbaar Ndiaye di amal jeudi bu jot ci quartier général bi Coro ñu ngi lay nuyu tey dañuy dem nga nettali ñu histoire bërëb boobu li nga xam ne ni dafa feese dell ak histoire muy zawiya Seydi Hadji Malick bu Dakar. maa ngi nuyu Pape Cheikh nuyu ñi ma bokkal plateau bi nuyu également ñi nga xamante ni ñoom ñoo tàmmu télévision Futur Média rawatina quartier général ni nga ko waxee tey dañuy dem fi nga xamante ne moom moo di ville xooli li nga xamante ni moom moo di zawiya Seydi Hadji Malick Sy comme ni mu amee naka ci yeneen dëkk yu bëri ci àdduna noonu la amee fi nga xamante ni itamit moom moo di Ndakaaru balaa ñuy gën a faram fàcce dañuy dem xooli waxtaan bi nga xamante ni sekk nañ ko ak imam bu zawiya bi dellu si waat. maam Alhaji Malick Sy 1905 la ko samp fii ci béréb bi wax nañu ne booba néegu ñax la muy néegu ñax yu gudd yooyu ñuy wax singal mu nekk fi ak mbokki jullitam yi di fi daje di jaamu yàlla di julli di wasifa di def xaddatul jumaat mu nekk ndoog ñoom ci loolu ba ñu dem bay 1909 ñu remplacé néegu ñax boobule baraak boobu mag ñi fi nekkoon ak maam Cheikh Seydi El Hadji Malick ànd ak ci ak moom di fi julli di wasifa di def xaddatul jumaat mu di leen fi dajale itamit di tàggat seen xol ci yàlla ci charia di leen xamal seen charia ak seen tariqa ba mu jóge fi wuy ji boroomam 1927 boobu sëñ Babacar Sy radiallahu taala anhu ak njabootam gu tedd gi ñoo fi nekk Sëriñ Babacar Sy nekk seen kanam ci la ñu remplacer baraak boobule bâtiment en dur ñu nekk ci nag di ci jaamu yàlla mu di fi dajeeg mbokki taalibe yi di leen tàggat ci ragal yàlla ak jaamu yàlla di leen xamal seen diine di leen xamal seen charia di leen xamal itam seen diggante ci seen bopp nañu koy rafetale 1975 fekk booba sëñ Babacar Sy radiallahu taala anhu xalifa bi jóge na fi booba sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh booba mooy xalifa bi Alaaji Seydou Diop bu Alaaji Peedar booba moom it mooy nekk imaamu zawiya bi Alhaji Jili Mbay ànd ak Alhaji Seydou Diop ak ay yeneen i mag ñu ñëw ci Baye Abdoul Aziz Sy ñaan ko ne ko dafa bëgg zawiya bi mu liggéeyaat ko 1975 ca la Baye Abdoul Aziz Sy radiallahu taala anhu d'accord ak moom joxe digal ne ñu liggéeyaat ko ci la ñu ko liggéeyee muy bâtiment bii fi nekk tey bii ñu ëmb. macha allah bâtiment boobu nag bu ñu leen nettalee histoire am sax seen yaram daw di zawiya Seydi Hadji Malick bu Dakar. voilà Pape Cheikh ni mu ko waxee ñu fàttali ni nag zawiya bi mi ngi nekk ci Dakar Plateau ci diggante avenue Lamine Gueye ak Amadou Assane Ndoye ñu fàttali ni nag li nga xamante ni itamit moom moo di zawiya Seydi Hadji Malick bu Ndakaaru ci atum 1905 daanaka case rek la woon ci atum 1909 mu xaw a mel ni ay barak ci atum 1927 mu am bâtiment bu xaw a modeste ci atum 1975 nag la nekk bâtiment bi nga xamante ni moom la nekk tey ki nga xam ne moom moo di El Hadj Djili Mbaye liggéey ci itamit liggéey bu am solo ndax moom moo sàkk woon ndigal ngir liggéey loolu boobule bâtiment di zawiya Seydi Hadji Malick Sy ci jamono boobu sax imam bi mu ngi tuddoon El Hadj Seydou
Mamadou Diop moom moo fa nekkoon imam. ñu fàttali ni itamit ci zawiya Seydi Hadji Malick Sy ki nga xamante ni moom moo nekkoon xalif bi ci boobule jamono di Seydi Hadji Malick ci boppam moom dafa daan séjourné nag lu bëri ci diggante 1905 ak 1922 di jamono ji nga xamante ne moom ci la daal di dëddu àdduna. ñu wax ni tamit guddik gàmmu ji Mawlud moom dañ ko fa daan célébrer foofu nga xamante ni moom moo di ca zawiya ba. ñu wax ni tamit zawiya ba daanaka dara wutalewu ko ak li nga xamante ne moom moo di juma. ñoom dañuy wax ni sax foofu lépp la ñu fay amal ba mu des julli àjjuma sinon yeneen waxtu julli yëpp dañ ko fay julli tous les jours. itamit li nga xamante ne moom moo di korité ak tabaski naka noonu dañu ko fay daal di màggal ak li nga xamante ne moom moo di gàmmu. waaye nag foofu boobule zawiya itamit nekk na bërëb boo xamante ni ci ay jamono xalif bi bu réew mi amoon fu mu xaw a toll dafa daan woo ñenn ci ay nit ñu daje fa ngir ñaan waaye également delloo bu baax xel yi ci yàlla ñaan fa ba réew mi daal di amaat ab dal boobu nag ba bi nga xamante ni Seydi Hadji Malick moo ko doon def lu yàgg depuis zawiya ba nekk fa. zawiya ba itamit ngir ñu doxal ko dañu fa teg li nga xamante ne moom moo di ab comité d'organisation boo xamante ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu set gi ak yu ni mel waaye bu fa xew-xew amee itamit ñoom ñu daal di ko mën a organiser ba yëf yi jaar ci yoon. ñu wax ni tamit li nga xamante ne moom moo di zawiya Seydi Hadji Malick ci ay jamono li nga gàmmu bi ak màggal zawiya bi dañ ko daan boole ci benn fan di ko defandoo. donc à un moment donné le Seydi Hadji Malick sàkku ñu daal di koy dindi lu ni mel sax mu ngi amoon ci atum 1975 ci lañ ko daan def après ci la daal di sàkku nag ñu xàjjale ñaari bés yi ngir moom muy gën a mën sax di ñëw di fa teew. donc saa yu ko yaramam mayaan daf ko daan dem teewe ji ginnaaw bi nga xamee ni nag yaramam xaw na sutante doomam di Serigne Mbaye Sy Mansour moom mi nekk xalif jamono ji ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Tijaan yi moom moo daan présider boobule xew-xew. donc mu mel ni bâtiment la bu nga xamante ni itamit dafa bokk bu baax ci taarixu Sénégal ni ma ko waxee parce que yàgg na fi 1905 ba tey quand même ay at yu bëri dox na ci diggante bi mais également fàttali ni ki nga xamante ne moom moo di Djily Mbaye taxawaay bu am solo la amoon ngir zawiya boobu mel ni nga xamante ni noonu la mel tey. leneen lu ñuy retenir itamit mooy ba tey ni nga xamante ni noonu la fa sëriñ si daan noonu la fa Seydi Hadji Malick daan sàkkoo bu réew mi xawee tollu diggante ñu dem ñaan fa ba tey ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa yi dañu fay dem di fa wéet ak seen borom ngir ñaanal askan wi mais également ñaanal li nga xamante ne moom moo di réew mi. Oustaz on a tout pour sant yàlla bërëb yu bëri yu doy waar yoo xamante ni ku am ay jafe-jafe sax boo fa duggee rek suñu borom mën na laa dimbali. waaw xam nga yàlla day rus ay nit waaye day rus ay bërëb. waaw xam nga la daloon Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu yàlla daf ko defal ñu bëri ndax Seydina Ousmane radiyallahu anhu dafa nekkoon koo xamante ni ku yàlla rusoon la te la mu daan def ba yàlla di ko rus ba tey di nii suñu borom subhanahu wa taala nangu ko te yëpp dafa bokk si li nga xamante moom moo di ay ngëneelu borom bi subhanahu wa taala xam nga zawiya tey jii boo ko doon tekki dañu bëri dañuy defe ne baatu olof la mais du baatu olof baatu arab la zawiya mooy benn bërëb boo xamante ni dañu ko fi def di dem maanaam tey jii boo ko doon tuddee surtout mën nga ko tuddee le coin mu nekk benn coin boo xam ne da ngay dem rek di fa jaamu borom bi subhanahu wa taala di ko dis say soxla di ko zikkar di fa jàng alquran waaye itam di taataan ki nga xamante ni moom mooy yërmandey borom bi subhanahu wa taala. donc loolu bokkoon na si li nga xamante ni moo tax Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu fexe woon ba implanté zawiya fii si Ndakaaru waaye itam ngir mën a xeex ak ñi nga xamante moom moo di colon yi si jàmm ak salaam ba dara du yëngu comme ni ko Saalum Saalum yi di waxee tiga du toj mu nekk loo xamante ni lu am solo la ndax boo demee Ndar fexe na ba fa église ba ne woon à côté mu def fa zawiya boo xoolee zawiya bi fi mu nekk si Dakar ak église bi fi ko colon yi defoon soriwul ndax dafa amoon stratégie moom stratège la woon moo tax la yàlla waxoon si alquran rek la doon def mooy topp sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa woon ne sallallahu alayhi wa sallam ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana gis nga booy woote jëmale si sa borom jarul xuloo jarul xiiroo jarul ŋaayoo demel ak sagesse ak xel moo xamante ni xel mu ñor la dafa am bés ñu war a ñàkku fële sa Ndar waa Ndar ña duñu ñàkku parce que dañ leen wax ne bu ñu ñàkkoo tubaab bi dañ leen di rey boobu peste moo am coow li bëri si xarañam ak stratégie moom Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu bu gouverneur ne buñ ñàkkuwul buñ xëyee dina def Ndar dóom mu xëy jubali sa médecin ba dugg ne ko ñàkk ma mu ñàkk ko ba pare mu jël loxoom ok ko topp mbedd Ndar yi di dox
ku ko gis na ko waaw foo jógee Maodo mu ne man de dama ñàkku ji woon ngir bañ feebar bi dal ma waa Ndar ñëpp dem màbb dem ñàkku ji ñëwaat toog quelle stratégie mu nekkoon koo xamante ni xelam la doon demee waaye itam du si boole coow du si boole na boo ne fii laay defee mu du ko def mu dem defi feneen tey jii nii zawiya bi ñu ngi fay julli di fa wadifa di fa def xadaratul jumaa te noonu lay demee ba ilaa yawmi diin pour wax li mu wax itam ñi siy def te yàlla tax képp ku def si néegu yàlla yow jàppal ne saa yu ñu fa jullee wala ñu def fa zikr wala xadara wala li nga xamante ne moo di wadifa yiw boobu da lay fekk sa biir bàmmeel ba ilaa yawmi diin macha allah moo tax def si yoonu yàlla Baye Cheikh kenn du ko def ñu fàttali juste que Baye Cheikh zawiya bi ni mu amee fi nga xamante ne moom moo di Dakar ni ko oustaz waxee am Saint-Louis am na Paris am na New York am na Fès donc donc fexe nañ quand même ba zawiya yi tas ci àdduna am ci dëkk yu bëri comme pour dire lu ni mel dafay gën a dëgëralaat taxawaayu l'islam surtout ci ay dëkk yoo xamante ni peut-être kenn foogeewu ko woon xëj na ci ay jamono xalaatuñu woon zawiya am peut-être New York wala ñu ne New York am na kër Serigne Touba ak yu mel noonu donc c'est pour dire taxawaay bi nga xamante ni moom la l'islam am par rapport ak société bi. xam naa balaa jeudi prochain dinañ leen woon benn ci zawiya yooyu bu New York bi par exemple Oustaz Pape Hann dem na fa bu yàggul dinañu yónnee image yi comme ça ñu won leen ko pour yéen ñi xamul ngeen xam et puis dëggal kàddu yi nga xamante ni Thioro Mbar Ndiaye wax na ko tey ci patrimoine bu quartier général. ñu ngi leen ciy gërëm bu baax ñu ngi leen di xaar ba léegi yor naa fi enveloppe yu duun yoo xam ne ni seen i suukaru koor la Adja Mati day yebbi ay piis ku woote ñu jox la sa suukaru koor gaaw leen numéro téléphone yaa ngi noonu fu ngeen ñu làmb mën ngeen ñoo daj ay numéro yoo xam ne ni bu ci nekk bu seen wërsëg nekkee ci li ñuy joxe moo xam billet màkk moo xam 50 000 moo xam 100 000 moo xam ñaar fukki junni moo xam piis moo xam itam yeneen i mbir yoo xamante ni yéen la ñu ko bëgg a jagleel mën ngeen woote et puis dañ leen di may itam ay bon wu supermarché Sakanal Sakanal nag defe naa li mu njëkk a def fii ba ñëpp topp ci mooy vente en ligne bi ku dugg ci seen site internet mën nga dugg et puis ñu livrer la ko à domicile ñu jël très rapidement woote yi ak sunu xarit yi bu ko defee ñu mën leen a jox seen i suukaru koor donc Adja Mati defe naa am na ku nekk ci ligne bi nañu ko léegi nii jox ko libéré ko doo ko jàll ci leneen. aywa nañ ko jël allo allo Pape ne ko allo. ndax du Pape lay déglu. c'est que sa allo bi nag dafa tubaabe de. Mbadou salaamaaleykum xaw ma carter lu mu def ak yow mais. allo bi changé na de waaw Pape xam nga dafa tollu Italie daal muy dugal ci Sakanal. allo bi changé na de. ah bon kon Sakanal la ko jaaree. waaw allo. ndax kooku demul bàyyi. parce que téléphone bi day saturé bu ngeen composé ba sentir ni mu ngi def tuut xam nga tuut ci téléphone moom Mohamed defe naa mooy saturation tuut yenn saa yi sa xol bi jeex da ngay woote di dégg tuut. ça dépend ci téléphone ba ngay woote. yàlla buñ la bloqué boobu moom day accéléré tuut mais ñun suñu yos moom bloqué wuñ leen ku dugg rek boo déggee tuut mën nga raccroché composé waat ñu woo la. en attendant ngay jël keneen sànq Thioro dafa wax lu am solo. mais ñaar ay barab yu mel noonu fii ci réew man dama koy tuddee garde four. ni man ci tuut gi laa ne nga yóbbu ko ci tuut gi. allez donc bu saturé rek mën ngeen composé waat comme ça ñu jox leen seen ay suukaru koor donc tu disais ci élément Thioro bi waaw. jógee nga ci tuut waaw jege naa ci tuut gi. non ay garde four la lu ci mel ne Zawiya Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala lu ci mel ne Rawdatu Seydou Nourou Tall lu ci mel ne Xuntum Baay Laay mi nekk fii gis nga yooyu lu mel ne Ndakaaru ak ni mu rëbee léeg-léeg dañuy wax naan fitna dañuy fi amee yu mel noonu mais jàmm ci njëkk jàmm ciy mujj dogalu yàlla ci la kilifa yu baax yi ci la mais gis nga barab yu mel noonu yàlla sunu borom da leen di ru sa yàq nga tey da nga wax sax nga ne dañu organiser mais aussi tamit ñu responsable la maa ngi fàttali koy jamono am nay manifestation yu fi amoon ba ñu dóor fa grenade lacrymogène gis nga jamono boobu lu ñu waxoon ni ñu topp leen parce que xam nga rek fugg beeg yooyu mais dañu leen nañu leen baal jéggale accident la ñi ko def jubluwuñ ci woon loolu fa la coow la yem juste dolli la ci organisation bi ngay wax responsabilité ils sont tellement bien organisés et puis comme tu dis moom laa wax léegi Assane ni ñun am nañu lépp bërëb yooyu yëpp nga tudd dañ fay faj sax ay soxla mën nga jaaxle dugg fa sa aajo faju man dingala gi ñu doon wax fii laa ko xamee mais voilà ndingale ki ñu doon wax fii laa ko xam yow ndoxu jàmmalaay bi da ngay gis ñi xam di fa rang di ko root di yóbbu seen i kër di sangoo di jox seen i njaboot fi nga wax léegi nii ci Cheikh Oumar Tall Oumou Tall madame Ngaydo ñu ngi koy nuyu mu asu saw asu daatel yaayu Awa Gueye mi yuusu woyoon te mu lee Awa Gueye wuyoo gàcce ngaalaama moom yaay la ci Oumou Salamata Tall mi may waxal madame Ngaydo mënta ñàkk ay parenthèses yu may ibbi rek
xam nga bërëb yooyu boo demee Makka da nga ko fay fekk. maa ngi ci Umu Taal ma yàqal sama dara man kenn du yàq samay wax. maa ngi ci Umu Taal. boo nekkee ci Tayiru Sarr du ma ci wax dara. waaye ma wax tuuti ci Umu Taal. ko an Dieye loolu la may def. comme yaay altine may talaata. waaw demal donc moom Umu Taal dama koy woo des fois pour mu yóbbu ma ci bërëb boobu nga wax c'est pour dëggal li mu wax ni am nañu bërëb yoo xamante ni ku fa dem sa aajo faj. moom laa lay wax gis nga boo demee Makkatal Mukarrama boo demee Makkatal Mukarrama Uhud bi ma la wax bërëbu ñaanu kaay boo demee fële nga xamante ni moom moo di fab xaaru Xiraa nga xam ne fa la alquran njëkk a wàcc si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yéeg bi da ngay gis ñoo xam ne dañ koy yéeg une heure de temps lay durer pour yéeg ko descente bi tamit idem mu nekk ay kilomètres yu bëri mais da ngay gis ñoo xam ne xër moo tax ñuy dem ba yéeg foofu ngir ñaan te lu ñu fa ñaan borom bi subhanahu wa taala daf koy nangu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa la ko Jibril alayhi salaam njëkk ko fekk ñaari leer fa daje ba ñett leeru Jibril leeru Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak leeru alquran muy ñetti leer kon ñetti leer yooyu fu ñu daje ku fa tàllal sa loxo borom bi subhanahu wa taala yàlla daf lay nangul amul sax ma dem ñëw am na bërëb yoo xamante ni yàlla def na fa barke ba pare am na loo xamante ni siru yàlla mën na ko nangul mais barke yàlla du ko nangul dëgg la de siru bu ko yàlla nangoo sax ak zawiya bii nga xam ne que ni macha allah Baye Cheikh dañuy wax ne boo dajalee ñeenti àjjuma dafa jullu jee te raté woo ko benn yoon muy zawiya taalin bii ngay wax nga xam ne de temps en temps yenn saa ñu jaar fa dañuy wax ne loo fa ñaan mu nangu mooy lii Mouhamed wax rek yéen sénégalais yi amul leen suñu fay ñu leen di génneel ay secret yu baax yoo xamante ni dee leen ñuy ñaanal ñaan leen ñu gudd fante am wér di loxoti bërëb yooyu di leen ko jox lii Mati wax am na solo li Oustaz wax itam am na solo et puis ñu nga may xamal itam Papa Ndiaye Ngalgou xam nga moo jiite jàmmi réew mi mu nga may xamal ni fi ministère de l'intérieur nekk foofu moo nekkoon kër Sidi Hadj Malick fii ci Dakar ça aussi on ne savait pas donc c'est des infos que nous recevons dans cette émission mu ñuy jëriñ ñun ñii di jëriñ itam ñi nga xamante ni ñooy seetaan donc gàcce ngalaama Thioro ci li nga xamante ni moo di patrimoine donc non loin de la cathédrale foofu la Sidi Hadj Malick dëkkoon yàlla nañu ko yàlla fayal yaa ngi bëggoon wax non dama la wax d'où l'intérêt que nit ñi jeunesse bi di gën di gëstu tuuti ci lieu de culture ñu am importance bi ñu am et puis valeurs yi nga xamante ni ñun am nañ ko te loolu je pense que ni nouvelle génération bi des na daal des na ci côté communication des na ci te pourtant ci biir boo demee ku ci mel ni zawiya bi Thioro doon waxtaane ci biir gestion bu baax bu limpide lañu am ci bu organisé ci biir boo demee lu ñu lay expliquer parce que man li ma fa gënoon soxal mooy dama doon bëggoon xam différence entre zawiya ak mosquée effectivement Thioro expliqué na ko parce que dafa wax ni zawiya kenn dafa julli àjjuma wax na lu tax parce que xamuñu ko woon man loolu moo fa taxoon ma mais ci biir bu ma demee di gëstu loolu ci lañ lay waxal yeneen kiraama ak yeneen importance yi nga xam ne zawiya bi am na ko bari na ci ay lieux de culte donc d'où l'intérêt que jeunesse bi di gën di gëstu li nga xamante ne moom la ñu moom voilà suma sëriñ Ibou Diop Ndiaye taalibe Cheikh du hasard yoon bu leer la te Maam Abdou Aziz Sy moo waxoon ni ku ñëpp di xool da ngay jaar fu leer fu ñu lay gisee voilà donc ay kàddu yu am solo yoo xamante ni mag ñi ak suñuy kilifa ñu ngi ñu koy fàttali comme quoi yenn saa yi dëkk bi jaxasoo ba ñu jiñ ko xale yi waaye xale yi itam bu ñu góorgóorloo nii ñu farloo ci Google farloo ko ci YouTube farloo ko ci digital beeg Twitter ak Instagram bu ñu farloo woon tuuti rek ci mag ñi ak ci bërëb yooyu defe naa dinañu gën a defaraat suñu ay toogaay ndax mag ñi réglé nañu problème yëpp mais mag ñi ñuy wax mag ñi dañ ñooñu mag si ay at si waxin ndax si baatin yàlla bi muy sàkk ruux yëpp la sàkkandoo nag mais yi dañuy wàcc 1900 yi 1902 mais boo xoolee mag ñi ñu fiy tudd ñëpp ba si saxaaba yi ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam si zahir ak yi ñu am ñun jeunes yi yu ko gën a néew wala yu toll lu ñu amoon tukkal àdduna si xam-xam tukkal àdduna si jubboo seen ak seen borom subhanahu wa taala tukkal àdduna si teg nit ñi si li nga xam ne moo di siraatul mustaqim ak sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu ay ndaw la ñu woon su zahir bu ñu jàpp ne dañ amoon 80 ans wala 90 ans wala 70 ans door ko def déedéet seen diggi ndënd lañ ko doon defee ay 40 ans ay 35 ans ay 25 ans demal ruuxul adab Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu 18 ans la ko bind 18 ans la bind téere boobu nga xamante ni tey adduna bi yëpp mën nañ si jaar yàlla si loolu c'est juste pour confirmer li nga wax ne ndaw ñi du question âge bi mais question responsabilité la ak volonté ndax la fi nekkoon mu ngi fi te yàlla ma doon may itam armée sax ndaw lay recruter jeex na waxatuma la ak suñu borom quoi ku jox sa borom ku jox sa lépp yàlla rek nañ ko xool si ñu ñuy wax mag ñi lu topp seen ay sët ñuy dem di leen sukk di leen raamal ngay jël sa fukki million jox ko nit mu tafli la nga dem ñibbi barke te dañ ko liggéey macha allah waaw kon ndaw ñi nañu sàkku barke ndax moo lay jëriñ àdduna jëriñ la àllaaxira mu ngoog loolu am na solo gis nga nag xel baaxul ñu ngi maye ay 50 000 ay pièces bàyyi waa kër gi tey moom exceptionnellement damay tirageal waa kër gi waaw
indil leen ma potu waa kër gi yëpp a ngi ci biir indil leen ma potu waa kër gi. bu ko defee ñu jox leen. ma tànn waaw potu waa kër gi léegi chaque jour waa kër gi dañ ciy bokk. parce que lii dafa metti daal. millions yi du ñu romb fukki yi du ñu romb dañoo gërëm moo tax léegi yéen ñi ku ci seen animateur da ngay làqatu. ku la wàlli yaan sa dëkk daa tëggul. dañuy nëbbu. ku la wàlli yaan sa dëkk tëggul. ñëpp kër gi yëpp. technicien animateur ñun ñëpp. sauf journaliste yi borom kër gi yëgu ko li ñu nekkee. sauf journaliste yi. yow bàyyi ma ñii yow ñii. amoon ni ma génnee ci ñii sax. waa ñii. fukki yi wàcc na de. fukki yi wàcc na de. fu mu wàccee. fukki yi wàccul. fukk yan yow kii day conjuguer verbe quitter le plateau léegi nii au présent de l'indicatif yow da ngay quitter lii da ngay quitter jógal rek Ndiaye yaay sama rakk jógal ñu xoolaale sañ sa biir wane seef wanal ni yaa dàqale na na def ko à l'impératif bàyyi ko man na yoon na waat fukki de ni ma merci Thioro mun nga toog bul def tir soo mën a tirage bu rafet na mën ngeen non waa télé bi ñoo mën a wanewu nag ñi dàq wanewu TFM la ñuy liggéeyee bii mooy potu waa kër gi waaw potu waa kër gaa waa kër gi tuuti na de Pape non équipe bu quartier général technicien ñëpp a ngi ci vigile yaa ngi ci waa sécurité ngi ci waa chauffeur a ngi ci waa maquillage a ngi ki sofi di ànd sax a ngi ci ku doon bind tur leer nag man ku doon bind tur yi communicateur traditionnel ku doon bind tur yi ku doon bind tur yi maa doon bind tur yi yaa doon bind loo ci bëgg a wax ne la wóor ne man de damaa bëri dama ne la wóor Aminata Tall mais nee naa ko doo ci bokk waaw bàyyi ma wax rek dama ne la wóor ne boo génnee benn sa tur génne dinañ génnewaat beneen feuille ndax jëloo yëpp def si sa tur dama xam sa jikko de yàlla baax na ma wóorale en même temps mën ngeen woote ku dugg maas a ngi ne ngam di ba xool yow maas doo laal de donc caméraman maquilleuse chauffeur ñëpp a ngi ci biir ñun itam ci la ñu bokk puisqu'on passe la nuit avec vous lu ngeen yëg rek yëg nañ ko yenn saa yi ma tase nit mu ne ma damaa sonn damaa dem bureau di biddanti ndax seen émission bi ne teel a commencé tey rek man leen waaye ma suñu man ñi nga xamante ni ne laay toogee ñu ne laay toogee chaque jour wala yenn saa yi ma ni nii gaañu nag bureau boo dugg da ngay fekk nit ñi di óbbali vraiment seen émission bi neex na mais seule suggestion xam nga léegi réew mi ñëpp ay suggéré man dama am naqar critiqueur yeeg ñëpp mais vraiment bu doon sama sago daal ngeen di teel a commencé parce que loolu laay bëgg a suggéré man loolu moo ma yow naqar gi ma nekkee moo tax léegi damay takk sama xam nga lu ci neex xam nga lu ci neex mooy dañuy lal seen reer toog di la seetaan dëgg la te fekk yow yaa ngi ci télé bi yooyu dafa bëri daa sonn boo taxawee ne nelawuma ndax sama malade bi boobu malade ba dee na dëgg la de am de dëgg la de bu dee yow ñun ñoo yàq say nelaw ñun yàq nelaw yi ñun gaañu nañ yàgg na macha allah marathon la en tout cas mais bon yéen jaral ngeen ñu ko moo tax ñuy dem ba fajar il est déjà 23h et quelques et on est encore là et pourtant commencé guñu sax am na yu bëri yoo xamante ni ñu ngi ci donc ma def tànn chaque jour dinaa tànn kenn ci équipe bu quartier général ndax nous sommes presque une centaine de personnes à vous accompagner ñun ngeen di gis ñu silvissé toilette toog mais am na ay jàmbaari fàq tëdd yu nekk ci ginnaaw di rey seen bopp ñoom itam ba fajar ci quartier général bi rien que pour vous donc maa ngi tànn benn Mass Ndiaye bàyyi ñu dañuy foo baax na en attendant muy sérieux rek leen nga bàyyi nit ñi daal dafa am ñu lakkale ñu mën a organiser yow no mais suggestion yi réew mi nekkee yow nga ne nuñ la koy wax dama am xalaat doon sama sago ci ay màggatu animateur télé xam ne bi ñu génn nag léegi mu ngi bëgg a yàgg dañuy suggérer man waaw rek laay wax te duma def yow xanaa dafa am boo marqué li ngay damay xool ñu waxaale soxla yi laay waxaale yan soxla tamit tiiral da nga wax ñu lu ñuy gën vraiment Pape dama am idée bu baax pour léegi nga xëdd jot tamit maanaam bu doon sama sago reportage noonu ngeen di waxee des fois day jaxasoo quoi ni ngeen ko benn vraiment Pape sa ree ji dafa bëri daal bu doon sama sago c'est sérieux quoi bu leen ree te sama ree ji marque de fabrique la moo tax Youssou débauché ma damay waxaale yëpp waaw voilà jeex na waaw ok xeetu burn-out yàlla baax na do def suspense am na ku génn de kàlla ko kan nag si kii neexuma bu ko dugalaat Pape ëpp naa def wërsëgam la naka muurloo rek dimbali ko wërsëgam la amul problème yàlla xam na ne xaw ma kan la sax wadd kuy wadd wadd ci vigile ba yow wadd
Wade lay garde nga dugg nga ne Wade neexul. Ablaye Wade lu tudd en plus. Ablaye Wade bëri wërsëg. donc Wade mooy vigile bi ñuy garder guddi gi. mais bravo li wërsëg la et puis c'est du hasard en fait. déedéet. ah ñi monté tey lañ jël ñi monté wul tey duñ leen xam naa ne bari naa ci morom fi ma toog sama yaram baa ngi daw. c'est pas vrai Mamadou. non cela veut dire que c'est. non du hasard. non c'est extraordinaire. sayyidul qawmi xaadimuhum la yow tey am nga temps de. yan doo tàggu nga dem. yonent sallallahu alayhi wa sallam kii gën si mbooloo toujours. mooy ki nga xamante ni à chaque fois mooy gën a sonn si di leen servir. c'est ce qu'on nga appelle toog fi di def émission da ngay daw moom ñëpp yéene nañ ko donc wax dëgg Ablaye yàlla. Wade moom moo gagné sukkaru koor bu tay bi pour quartier général léegi nag wax leen ma lan laa koy jox man xaw ma jox ko seen. jox ko 50. fukk ak piis. jox ko fukk ak piis. ak pañe. jox ko fukk ak donc piis Wade rek. am na 50 000. ak piis. xam naa nag ñee ngeen Wade maas bu na maasoo ko nar a dóor xam naa bu génne donc joxal leen ma 50 000 yi Wade. sukkaru kooram. jox ko fukk. waaw 5 fukk rek doy na nag. waaw jox ko fukk yow. waaw dama foog ni da ngeen cee bëgg a def fukk baax rek doy na nag. jox ko piis. comme nit ñi yëg nañ ko leer mooy jeex na laata mu. waaw téléphone ma ngay sonné moom waaw da nga ci teg ci piis waaw. waaw d'accord dimbale ko kon tegal nañ ko ci piis. je pense qu'il peut venir récupérer ça. mais bien sûr. est-ce que mën ngeen ma ko indil ah. promo woote ji na. amee noo xam nga Père Assane nee na Wade du quitté postam. père bañ na mon père xam nga nu may def ah. père suba yaay gagné par la force xam nga père day tooñ ba fii nuyu naa ko début koor gi nuyu na ma nuyu bu neex deuxième jour mu nuyu ma nuyu bu neex bërki démb ma rooma ko mu ne ma pap na nga def ma ne ko xanaa jotagoo sukkaru kooru xale yi mu ne ma c'est ça le problème mu nga donc Ablaye Wade vigile télévision Futur Média ci tirage bi entre nous am na 50 000 ñu jël téléspectateurs yi comme ça ñu jox leen mati ku dugg jox ko dara piis yaa ngi noonu ak xaalis bi. ak xaalis bi piis yaa ngi fi xaalis yaa ngi fi waaye li nga xam ne moom moo di thermos yeeg lépp a ngi fi bu dee am na ku nekk ci ligne bi rek ñu jottali ñu ko allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar soxna si. naka nga tudd ak fan ngay wootee. maa ngi tudd El Hadj Falilou Mbacké Lo. maa ngi wootee Parcelles Assainies. déjà tur bi màgg na màgg goo xam ne bàyyi ki sa sëriñ la de El Hadj Falilou Mbacké. ah sëñ Fallou la tudd. waaw sëñ Fallou lañ ko tuddee. bul yàggal dara duma ko yàggal sëñ Fallou yàggalul sama dara. sëñ Fallou waaw bu dara yéex. jox ko gaaw balaa crédit waaw dara du yàgg dañ lay may piis rek boo xam ne que ni di nga ko mën a jullee ci korité bi. wallaahi soxna si da ngi nii toog moom di ma bëgg a rey xotteeg ñaw. kon tee mën a may bu jigéen bu ko defee nga mën ko koo jox. waaw mën naa nekk it. kon jeex na joxal nañ la soxna si li nga xam ne moom moo di piis bàyyi da nga ci teg dara. sant yàlla boutique la jógee. sant yàlla boutique may sa mi nga xam ne nag nee naa leen léegi dafa yaatal def ñaari boutique benn bi mu ngi jàkkaarloog caserne Samba Diéry Diallo bi nga xam ne moom moo nekk Colobane bi ci des mu ngi marché Gambie. Fallou. Mbacké. loo bëgg ma tegal la ci. waaw lu ma ko ñawee rek. ak lu ma korité. defal juróom-ñaari Serigne Fallou nga xool. barke Serigne Fallou. def ko 7 fois ma xool. barke Serigne Fallou barke Serigne Fallou barke Serigne Fallou barke Serigne Fallou barke Serigne Fallou. macha allah. teg naa ci ñaari enveloppe yoo xam ne bu ne def na 50 000. waay Samba waaw. mu ngoog ab taalibe day daanu. daf ñuy fay par la force. jërëjëf bég nañ bu baax su boobaa ma jox ko 1 million. ma jox ko 200 000. mu ngoog merci Fallou ñu jël la ci suuf. Pape Cheikh di leen fàttali leen di sant yàlla boutique xam nga dafa nekkoon rek marché Gambie waaye léegi dafa yaatal ubbi en face fi nga xam ne moo di caserne de Samba Diéry Diallo beneen boutique boo xam ne que ni tabaar fakal la boo bëggee tissu cérémonie baptême mariage bu ci mënti am ak tissu góor yi nga xam ne que ni moom moo xew ak super 100 yi ak filafil yi lépp am na day jaay gros waaye day jaay li nga xam ne moom moo di détail aussi macha allah donc ku dugg ñu jox la tey suñu yaram dafa teel a tàng 100 000 francs ak ay pièces appelé sukkaru koor bi itam mën na nekk billet màkk ni sama xol bi seddee sax ci ñun ñii ñu boole ci tirage bi ndax daf ci am ñoo xamante ni ci kër gi la ñuy liggéeyee bi ñu leen programmé QG dañu ne dañuy guddee dañuy doog a am borom kër du ñu ñëw Didi Pape Doudou Maam Ngala madame Sané sama xol bi ni mu seddee ci lii fi am nii tey te amaana suba 1 million la Pape Cissé di teg. est-ce que du maam 1 million pour est-ce que du maam Ngala mooy monter élément yi. ñu ngi monter journée bi. waaw ñun ñoo la seedeel li. dellul benn yow kay Fatmata Waly nga war a wax Didi. ok kon ñu boole ci Maam Ngala. ni nga waxee baaxul ak Youssou. ak Youssou Didi nag. déedéet Didi bokkul daf ñoo abandonné dafa retraité ni garaaw la waaw. yow justement ay dara sànq bi ñuy doog a ñëw da nga ma ne waa Pape damaa romb ay nit ñuy liggéey te sonn loolu est-ce que liggéey ci koor gi yomb na yow léegi loolu lu ci sa yoon yow. Pape xam nga man moom damaa sob waaw man moom de nag
que maa koy lijjanti lu ma romb xool ba mu ngaan du coup dama romb ay maçon mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy muule maanaam jël briques yi di defar ak ñoom seen ma romb leen sama yaram daw loolu ma xool leen ci naaj bi ñu woor teg ci sama yaram daw torop ma ñëw approché leen ne leen li ngeen di def nii ci naaj bi noonu ko dundee ñu ne ma metti loolu soxna si ñu ne est-ce que du yow yaay deuxième personne yu fi mus a ñëw intéressé wu ci suñu liggéey parce que daa mel ni ñun dañ ñoo beddi bokkuñu ci après par la suite la ma expliqué ñoom seen liggéey nan lay demee mooy ñii nii sincèrement mu nekk waaw mu nekk liggéey bu metti balaa ngaa xam ni sax dafa metti mooy ñàkk xaalis bu liggéey bi ñàkk xaalis parce que chaque jour ñi ngi muule benn tonne ciment la ñuy muule chaque jour te tonne bu nekk 20 sacs la 20 sacs bu nekk 600 briques bu nekk ñu leen di ci fay 40 francs wala 50 francs sincèrement mu nekk loo xam ne presque amul xaalis te li ci gën a dommage mooy tonne bu nekk 30 000 la 30 000 yi 4 personnes ñoo koy séddoo te pourtant kii ñuy muule 3 lañ mooy kiy gazé ki nga xam ne ni mooy dëpp ak kii nekk ci machine bi mais li tax ñu nekk 4 personnes ki nga xam ne moo démarché marché bi moom moo indi client bi kooku da ciy amaale du coup dañ koy partagé en 4 personnes 4 personnes yi mooy def 7500 ku ci nekk des fois ñu wàccaale journée 7500 des fois ñu wàccaale moins de ça bu dee nag da nga muule ba pare yàq ki nga xam ne yéenay ki nga xam ne mooy client bi ngeen programmé par exemple 600 briques ci tonne bi nga muule moins de ça bu paree da koy dagg ci sa xaalis moom loolu yoonam ñëw ci parce que loolu la programmé tonne bu nekk 600 briques maanaam duñ ci am lu bëri ni ñuy deewee nii parce que amuñu ci dara Pape looloo ci gën a dommage te mu ngi may expliqué ne ma liggéeyu moulage yemul kese ci bërëb bi ñu koy defee boo ñibbee sa kër c'est encore pire li tax parce que boo ñibbee lépp day awwaat sa yaram gazé bi suuf si dëpp bi machine bi mu ne lépp day awwaat du coup yow boo àggee te comme ni période ramadan bi nii boo àggee sa kër pour nga lekk normalement sax problème la parce que da ngay sonn sa biir day tëju da ngay naan benn café rek après c'est bon non seulement seen condition de travail metti lool ñu wax dese leen jox cër lool mais aussi seen santé Pape parce que maa ngi koy laaj yéen a ngi utiliser ay gants mu ne non ñu duñu utiliser gants te pourtant ciment bi day lekk suñu loxo yi di lekk suñu tànk yi waaw di dugg seen poumon yi ma ne ko mais lan ngeen di ndax yéen a ngi dem consultation de routine di faral di dem di consulter wu di xool mu ne non soxna si ki nga xam ne mi ngi wàccaale 6000 francs wala 7500 nan lay demee consultation de routine te dépense di la xaar ordonnance di la xaar yàlla tere wala leneen ak leneen di la xaar kon kooku dina tal leneen lu dul dem jékki-jékki ne xaaral ma dem seeti ji sama wér gu yaram di ko ñoom dañuy toog ay ati at duñu dem ci kii bi duñu dem ci hôpital bi luy gën a metti encore bu ma koy expliquer ma koy xeetaan sax ci weeru koor bi nee na ma ñun maçon ku ñu xam ñu ak gerte caaf xam ñu ak ataaya xam ñu ak way ak mburu mais période bi nga xam ne ni mooy ramadan bi malheureusement loolu yëpp duñ ko am sincèrement nee na dañuy nekk ci naaj bi dañuy ennuyé wu dafay metti effort bi nga doon fournir déjà ku wax naaj rek wax ñàkk wax ndox mu bëri war a naan ndox mu bëri mais nii doo am ndox mu bëri mi ngay naan da ngay fournir double effort boobu noonu bu ko defee boo wàccee sa yaram di jam metti fii nii te doo lekk bi nga xam ne nii moom nga bëgg a lekk mu nekk situation boo xam ne nii Pape wax dëgg neex yàlla bu doy waar. mais nañuy lekk nag dara jaru ko. waa c'est vrai que dara ki ñu tabaxal jaru ko àdduna jaru ko. dëgg la bu ñu rey seen bopp ñoom tamit. c'est vrai que jamono neexul boo rey sa bopp itam doo am loo dundee des fois na nga sàcc sa bopp nañu sàcc seen bopp. Pape Cheikh war nañu revaloriser seen liggéey parce que boo dee xool sooy tabax bu ci brique amul doo tabax donc ñoom à tous les coups dañ leen soxla donc war nañu xool naka lañ leen revaloriser jéem leen yokkal li nga xamante ne moom la ñuy fayeeku c'est vrai que tabax metti na cher na mais aussi ñi nga xamante ne ñooy defar briques yi moom war nañ xoolaat seen ay conditions. ñu ngi may poser sax ay questions yoo xam ne après yow dinaa la ko laaj parce que voilà mais surtout nee na ma am na brique boo xam ne moo gën a metti parce que ñetti groupe mooy urdu bi mu ne ma brique urdu bi dafa metti parce que boobu noonu day laaj ay grains de sable dafa diis moom la ñuy faral des fois di def ci terrasse yi mais boobu moo gën a méttee liggéey te pourtant li ñu leen ciy fay moo gën a néewati tey boo demee Touba ñoom dañoo manko maçon yi fa nekk it ne tonne bi duñ ko jël moins de 35000 mais bu dee fii Dakar kumbaay bañ sàmbaay rasu boo bañee lii keneen da koy ñëw nangu du coup yow voilà ñàkk rek ngay bañ da ngay ñëw jël ko nga liggéey ko te même bu dee sax arrangé wu la donc tu es obligé nga def ko wàccaale benn 2000 francs boo xam ne di nga ko mën a joxe dépense pour njaboot ji mën a dund sincèrement ñuy dund loolu surtout ci ak koor gi mu metti lool ma romb leen sama yaram daw lool Pape
ma ne xaaral ma indi leen puisque quartier général ñëpp la fi nekkal. métier bu nekk am na ci wàll maçon yi ambulant yi su ma leen gisee sama yaram dafay daw. am naa ci xarit boo xam ne damay fàtte turam mais daf may séenee Ndar di ma dàq je ba Dakar. wallaay tur bi laay fàtte tout le temps fu mu romb sama jabar teral ko jox ko ci li muy jaay. ni ma dama bëgg bàyyi ñoom su ma leen gisee. dama naan ñii ñu ngi def loo xamante ni keneen mënu ko. loolu ñëpp a koy dund. léeg-léeg da nga leen di gis li ñuy jaay bénéfice ba lañ lay may. par exemple Awa Mbaye bu rombee jënd ci ñoom lu mu doyewul dara. Awa Mbaye léegi la réclamé ni moom it na bokk ci tirage bi. di wallaay mu ngi envoyé ay juróom-ñaari Serigne Fall. moom nekkul congé waaye mu ngi seetaan. pour te dire loolu moom ñëpp lay dal mais gis nga lii Nana di wax sànq. xam nga lu tax mu metti ñu nekk ca buñ xëyee dellu ca buñ ko amul di ko wëri. liggéey bu lewee rek yàlla la xas ci teraanga. te fu sori la ñuy jógee. loolu la ay Pikine ay Yëmbal ay Caaro yi la ñuy jógee. exactement ak lu mu metti ay jàmbaar parce que dafa lew. gis nga Bijou mi ngi wax ñu revaloriser leen loolu baax na ci. mais ñu organiser leen. parce que da ngay gis benn Mouhamed Ndiaye bu toog menee baru. après dem jël ay jarbaatam ñu ànd di moom loolu la parce que am na ay entreprises yoo xamante ni dañu professionnaliser nañu affaire bi waa Dabakh construction par exemple sama xarit yooyu nga xamante ni ñoo ñëw ci tous pour un bon ramadan bi gis naa seen ay ouvriers ay jàmbaar lañu mais peut-être comme tu as dit des fois da ngay am chantier bëgg lu yomb mu jaral la nga dem jël say ay jarbaat ak say doom exploiter leen duñ ci am wér duñ ci am xaalis bu baax mooy manque de formation bi di ma wax baax ak Dabakh construction mais Pape c'est-à-dire ay kër ngi ñu tabax fii ba mu pare boo ko rombee ne macha allah. ci xol bu naqari lañ ko fondement wi. billaay dëgg la. ba niñ ko peinturé. wax nga lu rëy moo tax kër yi di màbbaka lakk. ñii naan fer bu baaxul ak ciment bu jàppul ak déedéet Pape. naqaru gars yi moi je peux pas comprendre maçon yi liggéey. bu añ jotee dañ ko moo tax dégg naa maçon yi des fois coulage bi borom kër yi xam nga dofuñu junne jàpp leen dañ leen di rayal xal dañ leen di rayal xar dëgg la c'est vraiment ki doon ci kuule ñaari kër yu may tabax ni maa ngi kuule fii Almadi dëgg la rayal leen xar toggal leen laax mais ñaari sens la am souvent sarax lay doon waaw mais ñoom sax loolu lañ wax sarax lay doon gis nga sarax lay doon bu fekkente ne def lu baax moo leen tax a jóg ci fondation bi lañ koy doore Pape boutique boo dem jarul sax ngay wax neel déggal ku ne jaay ma pain chocolat boo siggee maçon lay doon loolu lay aji gerte caaf wuroog caaf pendant ce temps borom kër gi dem na banque lépp ay millions wala ay milliards pour jox ñu tabaxee ko kër gi mais lu mu bon maçon yi engagé kër yi nañuy demander budget pour ñoom seen employé nañuy demander également lu ko jar non il y a des entreprises qui font ça mais Mohamed Ndiaye est-ce que bu fekkente ne amoo choix ci liggéey bi yow yaa jor sa peel wër ba fekk fenn foo xamante ne am na chantier nga commencé tabax est-ce que di nga am sañ-sañu ne léegi comme jël ngeen ma utal leen ma budget añ xam nga parfois tamit loolu mooy nekk mais foofu laa njëkkee ma ne li tax heure bu ñu ci nekkee bu ñu xëyee delluwaat ci bu ñu ko amul wëri ko mooy liggéey bi moo lew yàlla da ciy laxas teraanga ak lu mu metti gis nga Nana mi ngi naan li ñu ciy gagné mënuñu cee dem hôpital mais bu la yàlla dee wërsëgalee 30 000 par weer feebar bu 2000 di faj la lay teg mais bu fekkee ab milliardaire nga bu la yàlla tegee feebar nga il faut qu'on les aide xanaa méngoo na ak li ñu doon waxtaanee sànq wàccuwaay dafa am lu tudd wàccuwaay dañ ko war di joxe nit ku nekk li mu mérité nga jox ko wàccuwaay dañ ko war di joxe fii nag Sénégal du ñu joxe maanaam jox nit gëddam daal wàccuwaay jox ko wàccuwaayam maçon baa ngi rey boppam jox ko wàccuwaayam Sénégal ngay gis ci kër yi ñun ñëpp daf ñuy dal bon yi ñoo dàq liggéey bay dee 30 000 35 000 te yow sa liggéey nanguwuloo ku la fay 35 000 donc wàccuwaay dafa am solo nga ñaar ñii seen liggéey dañ koy saluer ndax ñaar ñu jël ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax mu ne ma akala ahadun taaman qattu xayrun min an yakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi daawud kaana yakulu min amali yadihi nee na nit lu mu mën a lekk mu jaar si biiram ñaqam moo ko gën te ñii seen ñaq la ñuy daan di ko dundee mu nekk loo xamante ni lu am solo la kon dañ leen war a jàppale organiser leen taxawu leen beneen bi mooy loo xamante ni ñu ngi koy junj sànq ba léegi si plateau bi muy lekk àq gis nga bari waay ne koo xamante ni tabax na kër mu daanu fekk àq ya mu amul ouvrier yi moo ko dal këram gaaw a daanu def na sa fer ba war béton ba war lépp la war mais àq xam nga lu tax yoonu salasam dafa wax ne atul ajira xaqahu qabla an yajiffa araqahu nee na nit bu lay liggéeyal ba ñaq balaa ñaq bee fendi fay ko mais da gis fii ko engagé ay maçon ñu lay liggéeyal nga di leen dawloo suba ngoon guddi bëccëg tey suba gannaaw suba dañuy dem ba maar nga jël loolu yow jox ko sa njaboot ñu lekk ko mbaa nga lekk ko wala nga def ko sa biir kër dafa ne da leen la jig fekk du la jig bés ngay toog rek ñu naan bâtiment bi dafa gaaw a fissure rek fii la béy jaar fii la kéwéli tëbe moo tax lekk àq baaxul surtout ñii nga xamante ni imaginel koor gi ni mu méttee ñuy dañuy gàddu ay birig yanu ay saaku ciment ay suuf yu diis rek la ñuy yëkkati kon nañuy moytu àq loolu am na solo Sénégal bari na fi société yu tëj
bari fi nit ñu amoon ba dem ba amatu nu daanu nu naan dañ koo lëggee dañ koo léeg dañ fekk àq doo nga ko topp àq dongu ndax bari na fi li nga wax léegi xoola am na fi ñu dañ lay liggéeyloo balañ laa fay 1 mois après li nga liggéey du jeex du xaaj bari na fi kër yu ñu fi tabax ay immeuble yu jug ca kaw buñ génnee àq ja ca doomi aadama yi am kër ga day raaf borom boo moytuwul dañ koy topp bor te loolu dafa am solo gis nga nun foofu nu baal ma sax mais gis nga nun nit ku ñuul nun noo mel noonu nun noo tàmm lekk àq ñun nit ku ñuul no tubaab dana lekk àqu kenn buy liggéey ak yow da lay wax li nga ciy gagné ba pare sax waaw koy bàyyi soog laa wax moom waaye nun duñ def noonu nun déedéet nun daal dañuy dóorante rek waaw dem engagé Pape Cheikh fee nu war koo fay 5 millions ma dem fële ne non Pape Cheikh war naa koo fay 10 millions ñëw yëkkati 1 million jox Pape Cheikh yow noo xamee li yow di ci ne yëngu ci di ci yëngu te am na loo xam dafa baaxul gis nga nun daal ustaas bëgg naa saa su ne daay booy waxtaan waaye waxtaan del ubbee ci suñu jikko yi ñun jullit ñun ñi ne jullit lañu maanaam suñu jikko yu ñu yor nan ko defar moo andi feebar bi ci société bi xam nga ko dafa waxoon mu ne innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhu humu zahabu kuñ fi kañ rek sa jikko ju rafet moo tax boo demee ba jikko ak valeur yooyu nekkatul si yow tur rek nga dese ko ki vide nga dara nekkatul si yow ñu leen di conseil ñuy professionnel bon en fait ñu leen professionnaliser kii wax na ko Mamadou Mamed Ndiaye wax na ko ndaxte maintenant mi wax ne waa Touba ni ñuy organiser woo que ni ñoom du ñu dépasser moins de 35 000 francs ñi nekk Dakar pourquoi pas bien vrai que parfois dañuy nekk dans le besoin dañuy soxla ak yooyu mais je pense pas que mu xaw a jafe je pense am na ay structures yu fi nekk pour ñu gën leen professionnaliser surtout ñi nga xamante ne ñooy def pavage de rue yi am na ci yenn demandé wul étude bu bari c'est juste seen capacité seen qualité yi nga xam ne am nañ ko d'une manière professionnelle je pense mën nañu leen former d'une manière professionnelle et puis dina permettre dama am ay métiers yoo xamante ni mooy les parents pauvres de la société c'est-à-dire ñoom la kenn tegul fenn ñoom la kenn jéemul dara pour parfaire seen nekkin tey on parle peut-être voilà et pourtant nous avons besoin d'eux c'est-à-dire tey par exemple on parle des maçons wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo di defar briques yi mais gis nga ci ñoom mën nga lim peut-être gardien yi nga xamante ne ñun guddi bu ñuy tëdd di nelaw ñoom ñooy nekk di jéem a veiller ci suñu sécurité et même pour ñu jox leen lekk bu normal ci suñu biir kër yi c'est tout un problème dimanche bu sa bon ñëwulee bu la Bijou woowee nga ne ko Bijou dama sonn tey aw ma jànk bu la Mamadou woowee nga ne ko tey dama sonn aw ma jànk et pourtant bon boobu tu n'es pas en mesure nga teg ko gëdd bi nga ko war a place bi nga ko war a teg c'est un problème di nga dem sax ci salon de coiffure fekk ñi fay liggéey ñu leen di traiter ñu mel ni ay ñoo xamante ne duñu ay doomu aadama te am na ñoo xamante ne comme ni ko Mathi soulevé la dernière fois liggéeyuñu parce que dañu nekk dans le besoin am na ñoo xam ne dañuy liggéey parce que jom moo leen di yëngal dañu jàpp ni que waruñu toog am na ñoo xam ne également dañuy nekk dans le besoin ba yenn saay comme a dit Doudou même bu ñu bëggee bañ yenn saay day xaw a compliqué parce que tu te dis sama doom kuy jënd couche am sama lii sama la donc il faut vraiment ñu jox leen ak bi ñu yellool ci biir société bi mu nekk loo xam ne ni situation boo xam ne romboon naa ko mu metti ma mais justement ma comme te yóbbante ak la ma amoon benn yóbbante rek pour oustaz kenn ki dafa ma wax nee ma moom li koy gën a metti ci métier mooy li muy dégg la fee ñu naan ko liggéey maçon barkelul parce que il paraît que ni jamonoy yonent bi dafa amoon koo xam ne dafa xaaseloon yonent bi kër sallallahu alayhi wa sallam ne ko carrément maanaam architecte bi daal defal ko kër mais maçon bi li mu ko fixé loon dafa cher moo tax seen liggéey barkelu nee na moom en tant que jullit muy dégg loolu mu metti ko lool muy laajte ndax loolu dëgg la wala du dëgg parce que mu ne boo xoolee sax day mel ni dëgg la parce que architecte bi moom dafa am ay millions yu bëri ñoom ñi nga xam ne ñooy nekk ci naaj bi ñoom presque duñu am dara keneen ki ne moom lu muy laajte mooy waxtu yu ñuy faat parce que mënuñu à chaque fois dem jàpp biir julli beeg yooyu noonu dañuy faral di dajale waxtu yi ba soit timis bi wala waa ñuy soog a di julli surtout ak koor gi nii ñu ne mën naa la ko baaxee comme ça nga bu dee pour métier sas boo ko doon tënk loo koy tontu li ma koy tontu rek mooy métier yëpp baax bu dul bu l'islam araamal métier maçon baax na barkeel na yonte yàlla Daawud alayhi salaam mi ma wax ne ña xam la doon dundee xam nga lan la woon tëgg la woon bala mañ sa yëpp mooy seen maam te yonente la woon alayhi salaam tëgg la woon yonte yàlla Daawud te am na ñoo xam ne dañu xeeb métier moobu te daf ko doon def mais nekk yonent bokk si ñi yàlla gën a gërëm si kaw suuf kon loolu day dàqu mooy métier mu barkeel yëpp barkeel bu dul bu lislaam tere
mën nga si daan sa doole ñaanal rek mu barkeel ndax bari le barkeel le moo ko gën. am na ñuy am million par weer buñ la rombee nga yërëm leen nga gis koo xam ne fukki junne lay am wala ñaar fukki di dund boo xamante ni bu macha allah. beneen bi dajale waxtu yi l'islam gërëmu ko bu fekkente ne mën nañ pause 5 minutes dem jàpp dem julli moo gën ndax inna salata kanat alal mu'minina kitaaban mawqutan la yàlla wax si alquran. set bi nga doon sàkku ci booy julli nag. waaw set bi pour laab ciment bi bu la takkee. waaw bu la ciment bi bu fekkente ne sa yére laab na amul problème. ciment du sobe ciment du sobe. bu dee sa yére laab na sa yaram laab na mën nga jàpp nga dem julli dajale ay waxtu l'islam bëgg ko ndax yàlla dafa wax si alquran julli bu nekk dama ko wutal ay heures yoo xamante ni yu fixe la kon heures yooyu dañ koy respecté te Nabi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne bokk na si jëf yi gënal yàlla mooy julli si waxtoom. voilà merci Assane vraiment am na solo. pour ñoom maçon yi daal dinaa xam leen mooy. lu nit naax du fàtte ki fondement kër. dëgg la de après aussi parallèlement il faut préciser que pouvoir d'achat au Sénégal bi dafa faible. loolu itam nañ ciy bàyyi xel c'est vrai que sànq aalu naa ba ni sax jànk yi ak ñoom nañ leen gën a yokkal et tout ça mais suñu pouvoir d'achat moom faible na à un point boo xamante ni peut-être lépp du mën a matale mais ñu ngi leen di xalaat et puis on les encourage tous ces jeunes yi góorgóorlu moo xam vendeur ambulant moo xam maçon moo xam borom saret ay jàmbaar ngeen yéen a ñu gën a doon jàmbaar yéen kenn gënu leen nekk jàmbaar donc yàlla na suñu borom taxawu leen bu baax et puis alal bu lew itam dafa am solo xam nga weer bu dee itam nga fayeeku mu wóor la ni lii rey nga ci sa bopp loolu dafay mel ni xaalis bi day bëri di nga uuteeg sax ku reyal boppam te fayeeku 1 milliard yow nga am ci fukki junni mais ni nga ci ñaqee mooy barkeel affaire bi te barkeel dafa am solo. moom laa la expliqué sànq ma ne li ñuy def neexul dafa metti mais heure bu ñu xëyee dañu cay dellu buñ ko gisul dañu koy wëri parce que li ñu ci am moo barkeel li oustaz wax rek père wax ko lu ñuy lekk di ko jox suñu njaboot nañu góorgóorlu ba mu lew macha allah comme li ñuy waxee nag par exemple ku baax yàllaa ko xam mais lu lewit am na loo xamante ne yow li ñu la ci wax rek ngay mën a jàpp mais daal nañu góorgóorlu di daan suñ doole mais na mag nee na ma dox ba say tànk pënd moo gën toog ba sa ginnaaw pënd donc loolu rek jar na lu nekk jërëjëf Ndiaye loo gëm mu jariñ boo doon jal suuf sax di ko natt par pot di jaay barke Cheikh na Cheikh Saddu boo ci amee gëm-gëm ne lii laa gëm danaa ca yëkkati immeuble danaa ca dawal oto yi rafet barke yonent bi yàlla fekk si la ci gëm-gëm nun nag loolu la nu manqué macha allah xaw ma kan nga yónni ci sa élément yi mais ni ñu demee seeti maçon yi tey bëgg naa ñu dem seeti ko ñu nekk ci usine jën yi waaw ñoom aussi liggéey bu métti parce que seen loxo yi ci biir glace lañu koy xooj ak nañ cay liggéey yenn saa yi ñun ñu fàtte en tout cas am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax Adja Mati Pape Samba Thiam nag yow ouvrier nga bu doy waar yi ngay wax noonu yëpp suba programmé wa dara tey ngay doog a yëg ni affaire bi du am lu leer laa la wax dama la bëggoon tontu lu leer bu Bouba Ndour ñëwee ngeen koy dóor ay ouvrier vraiment yoo xamante ni dañu dóor patron bi tam c'est pas normal quoi alors que sànq laa ko wax bu la yàlla baaxee patron bu laabir bu mel ni Bouba Ndour vraiment lu mu la wax nga war a nangu vraiment donc mu ngoog en tout cas merci ci sujet bi nga ñu indil am na yeneen yu des mais dinañ jéem pour rek chaque quartier général ñu koy waxtaanee di nuyu nag sunu benn waayjur bu baax soxna Kiné si mu sëñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum nee na pour ñu wax amin suñu yaay la jigéen ju baax ju yiw ñu ngi ko ziar bu baax sunu yaay Kiné si mu Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum yàlla na taxawaayam yàgg njabootu Adja Wasor Gaye yëpp itam ñu ngi leen di ziar continuer d'appeler seen sukkaru koor yaa ngi tege 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu nii ci suufu écran bi bu ngeen wootee léegi nii ñu jox leen même bu ngeen dee déglu King FM n'hésitez pas à appeler parce que ci ngeen bokk laataa ñu àndandoo ak Sophie ñu ngi préparé itam xool publicité yi laataa ñuy recevoir ganuk quartier général tey assemblée nationale la ñu jëm ki ñuy recevoir nag mooy vice-présidente bu assemblée nationale je pense que mooy première femme jigéen bu njëkk bi nekk vice-présidente assemblée nationale su ma juumul moom Adjaratou Awa Gueye xam nga histoire kii dafa compliqué mais je pense moom bokk laajal na la tontu je pense mais je ne suis pas très sûr non c'est la première ouais defe naa surtout Lamine Gueye la aussi li ma xam bëri na de surtout Lamine Gueye la aussi waaw loolu dégg naa ko ba pare professeur de philo la waaw loolu dégg naa ko ba pare dégg naa yooyu ñuy signé këyit yooyu ñuy defar booy créer parti moo ko signé loon président Macky Sall dégg naa ko ay li ma xam dégg naa ko bari histoire la mais dégg naa ko tey la boobu dégg naa ko moom am na benn journaliste bu ma woo sànq mu ne ma vraiment seen invité bi ku calme la
te ñun dañoo bëgg mu tàng ma ne ko naa ko wax mu tàngal affaire yi. boobu danga koo tooñu rek. Ah bon ñun ñu koy gis assemblée. ku yëngu ci social. Donc on va la retrouver tout de suite studio 221 ñu fekk fa vice-présidente bu Assemblée nationale Adja Awa Gueye ñu ngi lay nuyu kontaan nañu ci teewaay bi ren mooy sa première ci quartier général bëri na ay ponk yoo xamante ni bëgg nañu ko waxtaane ak yow mais d'abord dañu lay nuyu gërëm la ci nii nga nangoo ñëw waxtaan ak sénégalais yi ci quartier général bi. waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu man yi tamit di nuyu sénégalais yëpp ak ñi képp ñu ngi seetaan ci TFM di nuyu encore ñi may bokkal plateau bi di am mbégte mu rëy nag teew fii ci émission bi nga xam ne ñëpp koy seetaan muy quartier général balaa may egsi si plateau bi dinaa la féliciter ñi ngay àndal di liggéey yëpp waaye tamit beral nuyoo ak félicitation ki nga xam ne mooy borom kër gi muy monsieur le ministre Youssou Ndour. Voilà gëj nga jàngale ji xanaa ndax professeur philo nga. waaw Pape Cheikh professeur de philosophie la gëj naa jàngale gëjumaa jàngale ndax yenn saa yi dinaa rëcc dem sama benn collègue jox ma classe ma def 1 heure de temps wala 30 minutes doog a dellu si waat Assemblée nationale. Que dit la philosophie sur le genre? La philosophie sur le genre, la philosophie parle de l'homme sans distinction de sexe, sans distinction de genre. Donc philosophie buy wax day wax nit te nit buñ ko waxee góor a ngi ci biir jigéen a ngi ci biir ndaw a ngi ci biir mag a ngi ci biir donc philosophie moom du def distinction la philosophie parle de l'homme en tant que tel. moo tax H bi nekk majuscule. waaw H bi nekk majuscule parce que dañuy wax ne la philosophie elle est essentiellement anthropologique donc bu ñu waxee philosophie rek ci nit la jëm. parce que nag nit rek moo mën a philosopher. te philosophie mooy distinguer aussi nit ak ñeneen ñi nga xam ne même bu ñu nekkee nit tamit nitewuñu. professeur lu philosophie wax ci dàggasante biir Assemblée nationale. waaw philosophie moom mook dàgg sante xam nga ñoo ànd parce que philosophie bu ñu koy wax esprit critique la te esprit critique nag ku ko am da ngay analyser da ngay càmbat donc da ngay critiquer aussi donc moo tax philosophie moom bu ñëwee Assemblée nationale war na mën di càmbar war na mën di analyser war na mën aussi di critiquer objectivement wala mu critiquer positivement wala négativement. tey de xam naa Adja Mariama Sarr dina kontaan. waaw kooku sama xarit la sama sœur la dina kontaan bu ma gisee ci plateau bi dina bëgg loolu moom xam naa ci dara. ñu ngi lay xaar honorable bu ca kanamee ñu recevoir la ci jotaay bi di quartier général ñu waxtaane ay ponk yu bëri ñu ngi xaar Pape Djibril Fall dina ko séq mook Mamadou Mouhamed Ndiaye tey exceptionnellement dina fi yàgg bu ko defee ñu mën a faram-fàccee li ñu bëgg a waxtaane ak ki nga xam ne ni moo di Awa Gueye vice-présidente bu Assemblée nationale ñu ngi préparé ay inédits xam naa dinañu ko détaillé bu ca kanamee fàttaliwaat leen ne ñu ngi àndandoo ak Ecobank nag li mu leen jagleel bokk na ci ngeen mën a fekk ci seen ay points express. li mu leen jagleel mooy njëgu mburu wala njëgu ndogu li nga xamante ni Ecobank jagleel na ko ay clientam ci weeru koor bi Pape Cheikh def na it Ecobank li nga xamante ni mooy lu toll ci ñetti nit chaque bis bu nekk dinañ gagné lu toll ak 25 000 francs CFA tey nag boo ñi nga xam ne ay clientu Ecobank lañ bu ñu demee ci seen partenaires yi hypermarché exclusif Sakanal ak Grain d'Or wala Farlukol di fa def seen transaction ak seen carte Ecobank am nañ droit ñu wàññi leen li nga xamante ni seen prix la ci ñi nga xamante ni tamit ñooy gagné bis bu nekk am nañ ci tey ñetti nit ñi nga xamante ni ñoo gagné seen tur yaa ngi nii ñoo gagné kii di Ousseynou Kaling Madi Kébé ak Thierno Amidou Diallo ñooñu ñoo gagné mooy ñetti nit ñi nga xamante ni ñooy gagné bis bu nekk lu toll ak 25 000 francs par tirage au sort ci ñooñu ñoo nekk client Ecobank yi gagné bis bu nekk. macha allah ñu ngi ànd itam ak Sakanal supermarché yi Mati Dieng wax na ko sànq borom këram ca bitim réew day dugg ci site bi jënd li mu war a jënd ndugg ravitaillement ba pare ñu livré ko donc aller ci site bu Sakanal di yu baax yu am solo te cherul ngeen mën ko fa am donc Sakanal mu ngi leen di ñaanal weeru koor bu mucc ayib ñu ngi ànd itam ak Sobowa non seulement dafa wàññi ay njëgu boisson wam waaye defe naa bouteille yi dañu ko gën a taaral moo tax Bijou si taamu ko. waaw Pape Cheikh rawatina ci gazelle bi nga xamante ne cosaan la fi ndax ça fait 50 ans que boisson yooyu existé au Sénégal te moom mooy boisson boo xamante ne c'est 100% local ay sénégalais ñoo ko defar pour ay doomu Sénégal li ci neex rek mooy actuellement packaging bi dañu ko changé bu baax mais même goût bi
la ñuy amaat que goût bi ñu amoon nga xam ne boo ko naanee daf lay désaltérer bu baax a baax muy gazelle pomme wala limonade la gazelle bi nga xamante ne ñun ñëpp tàmm nañu ko actuellement nag bouteille yu mag yi ñu ngi koy jaayee 700 francs CFA kese bu ngeen ci jotee ngeen mun ci naan ba doyal ci biir koor gi muy ndogu ak xëdd en famille ngeen partagé ko waaye tamit am na ñoo xam ne vinto la ñuy taamu nga xamante ne moom ay fruits rouges lañ ko defaree mu ñuy jox loolu bisaab bi ñu tàmm fii ci Sénégal donc moom actuellement mi ngi jar 800 francs CFA boo ko jëlee di nga gis taaru bi mu taaru nga mun ko tegal say gan comme il se doit ci ndogu xëdd ak aussi fête yi ñu jub si macha allah donc loolu di lu am solo ñu ci gërëm bu baax Sobowa je rappelle encore que tey festival Salam bi ñoo ngi koy amal ca Tëngéej bu leen soxalee ngeen dëkkee ca boor boobu mën ngeen dem seetaani ko donc festivalier yi ñu ngi foofu ca Rufisque ñu ngi gërëm encore ki nga xam ne moo jiite festival bi di Alaaji Mara Dieng di ci ndokkeel ku mel ni Baye Abdou Aziz Mbaye ak ki nga xam ne mooy El Hadj Mbaye Garmi El Hadj Mbaye Garmi nag moom la Sénégalais yëpp di réclamer ñoo ngi koy xaar ci quartier général bi xam naa laata moo jeex dina ñëw encore ñu ngi koy massawuwaat ci way juram bu jigéen suñu ndey jooju nga xam ne ñàkk na ko moom nag Garmi fan yii yëpp mu ngi ci festival bi il sera avec nous certainement ci bis yi di ñëw ci quartier général bi ki nga xam ne ni mooy Cheikh Modou Mboup tey moo ñuy tëggal guddi gi nara doon ay cant ñu jagleel ko ki nga xam ne ni mooy Cheikh Sadbou wa xayartu jagleel ko itam waa kër ki nga xam ne ni moo di gaynde Ngourane moo tax sànq ba tey diggante Ngourane ak Nimzaat ña fa ne ñëpp bëgg ki nga xam ne ni mooy père bu xar tey xolam sedd na lool oustaz Assane laataa ñuy dem ci publicité yi bay dellu si waat ci plateau bi di recevoir invité bi ak sofeek lim ñuy toggal comme xëdd ba ñuy joxe itam li nga xam ne ni moo di suukaru koor yi ba Bijou Ndiaye ji leen fàttaliwaat levée de fonds bi nga xam ne ni démb la ñu ko tàmbali jagleel ko pouponnière yi mën nañu laa tàggu nga conjuguer verbe partir bu dul woon nag télé beneen laay wax sax mais rus naa télé bi lool au présent de l'indicatif première personne Ngoné Ndiaye géwél nee na tey yow la bëgg a jox buum gi fees naa musoo fees sax suba booy dem bu ma woo di nga non bu xam nga ni 6 heures du matin di nga dem yow rek ànduma ak yow yàlla tere moo gën si yow de non suba dem damay dem kër Mounas Tour du monde suba fa jógee dem kër Oumou Tall madame Ngaydo kon ñàkk ànd ak man wóorul yow xam nga ne man sa doom ndey laa xam nga ne foo feebaree fu ne man tuseelee naa fa foo sojo ma tuseelee fa kon kay foo pikiroo ma naan fa ay doom léegi balaa ngay tàggoo ma won téléspectateurs yi li nga xamante ni mooy am actuellement ca Tëngéej ak festival Salam bi nga xam ne ni fan yëpp tàmbali na je rappelle que samedi mooy clôture bi di ngeen mën a am intégralité bi ci télévision Futur Média xam naa suñu repos lay doon samedi pour ngeen mën a seetaan clôture festival Salam parce que ñun waa quartier général yëpp on sera ci clôture boobu les samedi donc lii mooy am actuellement fi nga xam ne nii moo di Tëngéej di festival bi gën a mag ñu jagleel ko lépp lu jëm ci wàllu diine surtout yonent bi donc muy festival Salam tey ma ngay am ca Tëngéej oustaz rendez-vous ak yow ëllëg ci bëccëg ci wareef Ramadan ak suñu yaay Seyda Fat Bintou Diouf waaw Baye Cheikh comme ni ñu ko waxee ëllëg incha allah nag dañuy délocaliser émission yëpp yóbbu leen grande mosquée foofu la ñuy àndee ak téléspectateurs yu groupe Futur Média ak yu TFM religion yëpp incha allah bu ñu xëyee ànd ak oustaz Pape Anne ba 10h30 Seyda Fat Bintou man ak oustaz Mor Thiam incha allah aljuma oustaz Ndiaga Seck bu ñu jullee juma ba pare def fa conférence bu mag képp kuy wax diine si télévision Futur Média di diine Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam da nga ñëw teew si conférence bi ñu waxtaan ak mbokk yi ak ñi nga xamante ni ñoo sopp groupe Futur Média ak jullit yëpp fa tabarakallahu macha allah ëllëg lay doon ca grande mosquée kon ñu ngi jox foofu rendez-vous ñëpp ànd ak ñoom ba ndogu bu sooba yàlla di ziar bu baax Cheikh Baara Ñaan mu soxna Sey mu soxna Daba mu Serigne Baara ibnu Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu ak Serigne Mouhamed Samb ak sama waaji Serigne Tahirou Sarr ak Merem Tahirou ma ñàkk koo gërëm wóorul ak Merem Sarr soxnaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax ne festival Salam bi mairie Yoff daf ko copier bëgg ko def suba incha allah ci place Mamadou Diop à partir de 22h si présidence su Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale ñu ngi siy woo ñëpp ëllëg lay doon 22h si place Mamadou Diop mairie Yoff ñoom ñoo ko organisé Baye Cheikh di leen jox dig daje rek incha allah ba dimanche wala altine incha allah ci quartier général bu soobee yàlla. macha allah bu ma woo avant dimanche ndax damay nekk si leneen. yàlla baax na yàlla waxul kenn dara kon mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax incha allah très tôt waaw très tôt waaw très tôt rek bu soobee yàlla comme ça waaw incha allah waaw d'accord yàlla baax na mu ngi dindi micro am di wax kii tamit mu ngi ñuy këf di wax lu ko neex le temps may régler problème bi on enchaîne avec cette page de pub et puis on se retrouve juste après pour Quartier Général premier talk show fii ci Sénégal.